alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. ziar ak màggal yéen ñi safoo seen émission Zikroullah ak soxna Mamy Thioune ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tous les vendredis lay doon 14h30 jàpp 15h30 fii ci DTV ñi nga xamante ni ay tuddkatu yàlla lañ ñoom nee nañ dañuy indiwaat yu bees tàq tarixa yëpp ci lañ bokk muy murid bi Baay Faal bi Laayeen bi Xaadir bi Ñaseen bi Tijaan bi Canaba bi bàyyiwuñ kenn képp nga xam ne da ngay tudd yàlla rek incha allah danañ dugg ci sa ëtt fekk la fa bu ko defee ngaa di ñëw wone ci la nga xamante ni ca nga nekk. Nouveau à Excaf Télécom avec les décodeurs TNT. Deux nouveaux modèles d'antenne TNT de marque Televès. Antenne TNT Edge à 10 000 francs avec 10 dBi de gain. Antenne TNT V Zénith à 15 000 francs avec 15 dBi de gain. Fabriqué en aluminium inoxydable pour une longue durabilité et en plastique ABS. Une grande résistance face aux intempéries. Robuste et légère avec un gain de 10 à 15 dBi. Système de montage rapide et solide. Sous système de fixation au mat fabriqué en Zamac apporte avec grande robustesse et stabilité face aux conditions climatiques défavorables. Conception et fabrication réalisée en Europe et soumise à de stricts contrôles de qualité. De plus, pour la réception UHF, elle intègre un système de filtre qui bloque les interférences sans perturber la pleine réception du signal. Avec les deux nouveaux modèles d'antenne TNT de marque Televès, vivez encore et toujours le meilleur du numérique. oto la ñu jël ba dëkk bu ñu naan Nangan Sambu foofu la ñu jëlee pirogue bi gaal gi di daw ak décor ñu tolloo benn waxtoox genn wàll seen nañu fi nga xam ne tey foofu la émission voyage di dem dëkk bi di wuyoo si turu Moundé un décor de rêve une ville de fête waaye tamit dëkk bu bëri jafe-jafe Moundé une île décalée dans le delta du Saloum tey mooy dalal émission voyage. Moundé boo déggee Moundé mooy Moundé. C'est le seul village ci 19 yooyu bi nga xamante ne nous sommes autant pêcheurs qu'agriculteurs. garab yi fi nekk yëpp mënu nga leen yéeg quoi mais bii à chaque fois boo ko yéeg day gën a gudd. Pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la Commission Culture et Communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant, en son nom, je me dois de remercier les honorables députés d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter
de savoir qu'une société bien sénégalaise, qu'une entreprise sénégalaise comme Excaf Télécom a pu faire un tel travail, un travail énorme, un travail de qualité. Cette technologie, une fois mise en œuvre, va permettre l'ensemble des citoyens sénégalais, là où ils sont, que ce soit de Dakar jusqu'à Fongolandi, de recevoir l'ensemble des chaînes de télévision nationale avec la même qualité d'image et la même qualité de son. Vous voyez déjà qu'un député du peuple qui vient visiter une technologie qui va venir satisfaire son peuple dans la réduction de cette fracture télévisuelle est déjà un pas extraordinaire. Bon, notre premier devoir était de les informer du travail effectué par Excaf, du rôle qu'effectué par les employés, les Sénégalais qui travaillent pour nous, et également de magnifier le partenariat qu'on a avec l'État du Sénégal et avec les Sénégalais. Parce que nous travaillons pour les Sénégalais, nous travaillons à ce que ce projet-là serve de modèle, de tremplin pour l'ensemble des entrepreneurs sénégalais. Après 2 ans de mise en œuvre, le signal couvre 90% du territoire national. Sur les 14 régions du Sénégal, seuls Kolda et Sédhiou n'ont pas le signal de la TNT, une situation qui s'explique par... Pour mener Kolda, pour mener Sédhiou, il faut que les régions soient souffrent. Même RTS, bi nga xam ne moom rek pour le Sénégal yëpp amoon nay problème. J'étais directeur de la télévision RTS. amoon nañuy problème ci couvrir ñaari région yooyu. moo tax ñu mujjal ko ndax bu ñuy quitter diffusion bi ñu nekk ni analogique dem ci diffusion numérique bi ñu tëb defandoo ko Sénégal yëpp amul fenn ci àdduna da ngay jël benn gox ni fii laay commencé de bu du nekk sax région politique mais région administrative bu région administrative région physique rek ni li féete Dakar. dinañ leen wax ni délai sangam na ngeen wut seen décodeur ku ci amul décodeur bis sangam danañ couper signal ba ngeen daan njëkk a jot parce que bii mu ngi dox. Pour arriver à 100% de numérique au Sénégal, le gouvernement doit mettre en place des mesures nécessaires pour un basculement définitif de l'analogique vers le numérique. Ainsi, le décodeur sera obligatoire pour tous. Ce qu'on leur demandera, c'est qu'au moment du basculement, parce que le basculement se fera région par région, d'aider à sensibiliser dans leur propre région les gens à acquérir le décodeur qui est indispensable, la carte qui est indispensable pour pouvoir bénéficier de toutes les chaînes de télévision sénégalaises gratuitement, mais aussi de tous les services interactifs qui sont compris et que ceux qui ne peuvent passer que par ce décodeur-là. Nous leur demanderons, à temps utile, de nous aider à sensibiliser leur région quand ce sera autour de leur région de basculer. Il va falloir que le gouvernement qui est en train de mettre en place les outils avec la société de gestion puisse vérifier que tout cela s'est bien fait pour passer au basculement. Ça, c'est le travail de l'État. Mais ce qu'on nous a montré, en dehors donc, de quelques régions, Sédhiou et Kolda, il faut le dire, et peut-être Kédougou, sur le plan géographique, évidemment, pose quelques difficultés techniques, mais ne sont pas insurmontables. Je pense que cela va être fait. Et dès lors que tous les problèmes financiers également qu'il y a derrière, il faut le dire, c'est pas facile pour un groupe, même si c'est un grand groupe qui fait 10 milliards de bilan, mais quand même, c'est lourd, c'est quelque chose que l'État aurait dû faire, et donc c'est des privés qui le font. Évidemment, ça veut dire que ce n'est pas simple, il va falloir les aider à sortir la tête de l'eau, et je crois que ce sera fait, inévitablement, on n'a pas le choix. C'est un investissement énorme qui a été effectué par le groupe Excaf. Un risque financier également. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله
la àdduna diggee ni danga fii sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn du fi sax. allahu akbar alhamdulillah. bisimilah rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi sant yàlla di julli ci sangu-sang yi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ñu ngi am mbégte ñëw ak yéen ci kàttanu yàlla seen émission bii di ndénkaane ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal way tawat yàlla fëgg seen bopp way dawlu yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandi yàlla ñot di fan yi te wéral cër yi ñu ngi nuy soppe xarit am di jàmm képp ko xamante ne bu nu àddoo ngay teewlu foo mën a nekk ñu ngi la fay fekk di la nuyu di la ñaanal jàmm sutura xéwal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yéen ñu ngi ñaanal sama soppe ba sama rakk jëfee mu tëdd ci suufu caaro yàlla na woyof ci kawam ñu ngi ñaan daaram ji yàlla na ci yàlla teg loxoom yàlla na yàlla gunge njabootam ba ci kanam te ñu sut ko ay fan ñu ngi nuyu suñu yaay mama Xadi Sarr ndoxo ak Kaw Sarr ñu ngi feddalu kóllëre di ko wax Sarr ñu ngi ñaanal jàmm képp koo xamante ne rek yaa ngi ànd ak ñun rawatina suñu mbokk yi ne ci bërëbu yarukaay yi di wax ni jub du fa tee dem waaye dëngit du fa tax a dem ñu muy seen nattu yàlla nay seen faxasug bàkkaar ñu muy seen yar yàlla nañ fa jaare yaru ñu ngi ànd ak ñiñ tàmm di àndal ci kàttun yàlla di ci jiital ki nga xamante ne moom mooy sangu-sangi Mohamed Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di feddalu kóllëre di la wax ni jóoba juba yàlla na yàlla def yiw ak xéwal sutura sax dàkk si sa njaboot loo yootu yàlla nañ ci jot noonu la ñu nuyoo sama doom ji moom it pay njéeme xale bu fa tabaarakallaa bi loxoom set ba mu mën a bokk ak ñun ndàpplik ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko wax tey daal yaa ngi may xeeñ faas ñu ngi lay ziyaare di la ñaanal jàmm di wax ne yàlla bu mu la ëmp fële ca màkkatal mu karama bi nga bëgg a dem yàlla na yàlla yombalal la lépp nga dem ziyaaral sunu sangu yi ñu ngi lay ñaanal jàmm sutura xewal gu sax dàkk ñu ngi nuyu it ki nga xamante ni moom mooy Baba Njéeme sunu bos ndax nag moom it xam ngeen ni fa tabaarakallaa kenn la ko sori lool ci ñun ñu ngi koy ziyaare muy Pape Omar ñu ngi koy ñaanal jàmm sutura xewal gu sax dàkk di wax ni sa noir blanc baax na ñu ngi lay ñaanal jàmm yow tamit di wax ni guddal fan xewal sutura sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yow di ñëw nag ñi si sama benn bakkan bi nga xamante ni fa tabaarakallaa bu ñëwul man damay wéet muy mère Thiama l'infatigable mère Thiama yal na yàlla fayal ñu ko di wax ni tey mi ngi ci verre menthe xam naa ñu namm ñu siro ndax fi mu nekk ni verre bi saf na lool macha allah yal na ràpp ak jàmm te nga ràppal ko ñu ngi lay ziyaare di nuyu ñëpp nag rawatina ñi jàpp ci liggéey bi ña nga ca régie bi ak caméraman yi ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum di leen ñaanal jàmm di wax ni dañuy ànd incha allah ak mbokk yi comme ni ñu koy defee saa su nekk def transition doog a jëli li nga xamante ni moom mooy revue de presse bi waaw kon Roqaya mi ngi taxaw foofu ci studio 2 waaw Néné Tuuti yaay boy noo def maa ngi sant bu baax alhamdulilah tey bleu blanc nga maye waaw gis nga ya am na taalibe de merci jërëjëf ñu ngi lay ziyaara di la ñaanal jàmm amin 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 di wax sutura su bari xéwal gu sax dàkk amin ñu bokk ak sang bu la attan amin 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 ana lan nga ñu fas yéene indil tey ci revue de presse bi bokk na ci wàllum campagne bi nga xamante ne démb la def benn ay bés bi ñu ko dooree ci biir réew mi yépp Vox Populi yi ci loolu la xëyee ci xëtamu njëkk yéene kaay bi nañu benn ay bésu campagne bi tàng na jër ndax am na ay bakkan yu ca rek daal di rot journal bi nañu am na ñeent ñoo xamante ne ci askan wi la ñu bokk ak ñeenti gendarme yoo xamante ne tamit ñàkk nañu seen bakkan loolu tukkee ci l'accident yi nga xamante ne moo am ci diirub campagne bi lu ëpp fanweer jële ci ay gaañu-gaañu yéenekaay bi ñëw ci ki nga xamante ne ni moom mooy candidat bu PUR di Issa Sall ca Kolda ga mu nekkoon moom naka ŋàññi na ni nga xamante ne noonu la ñii di way takk der yi doxaleeg moom gannaaw ba ab caravanam dajee ak bu candidat bi di Macky Sall ñu ne dañu ko bloqué moom Issa Sall ay kàddoom ñu ngi ci xët wu njëkku yéenekaay bi ay kàddu yi Maître Madické Niang tamit ci xët wu njëkku yéenekaay bi mu ne amul dara loo xamante ne jàppal na ko kii di Maître Abdoulaye Wade bu ko woowee ngir ñu waxtaan moom Madické mu ne noppi na ngir dem wuy ji loolu moo nekk ci xëdu njëkk Vox Populi yi beneen yéenekaay daal di rek xëy ci lu ni mel kooku mooy l'Observateur yéenekaay groupe Futurs Médias bi tamit ci rek l'accident yi ak campagne bi nga xamante ne moo daal di am yéenekaay bi nañu démb am na ñeenti gendarme yoo xamante ne ñàkk nañu seen bakkan journal bi nañu loolu mu nga amee ca diwaanu Sédhiou ñoom ñeenti gendarme yooyu seeni nataal mu ngi ci xëdu njëkk yéenekaay bi yemu fa ñëw na ci fitna gi nga xamante ne moo dox ci diggante ñii di kar àndoon ak Ousmane Sonko ak ñi àndoon ak candidat Macky Sall am na ay jàmmaarloo ca Fatick ba ñaar ci jege ñaale Ousmane Sonko yi jëlee nañ ci ay gaañu-gaañu yéenekaay bi tamit daal dinay ñëw ci musiba beneen bu am ca Matam benn engin boo xamante ne ni dafa doon liggéey ca kër gi di Promoville moo daal di saaraane ci benn gargote ba daal di faat soxna samu fa fekk loolu ca Matam la nekk l'Observateur tamit ñëw ci Gris Bordeaux mbërum Fass mi ak convocation bi nga xamante ne waa
waa CNG joxoon nañ ko samedi ji. Gris Bordeaux ne dafa jàpp ne waa CNG dañu koo sëqatal moo tax ñu koy woolu gannaaw l'Observateur yéenekaay journal Enquête tamit ci rek loolu la xëy nañu benn ay bés campagne weex na xàtt ci ñi nga xamante ne ñooy askan wi yéenekaay bi nañu l'accident bi gën a metti démb la rek daal di am ab ñi nga xamante ne ñooy ay gendarme daal di ci ñàkk seen bakkan yéenekaay bi nañu ñeent lañu ñoo ñàkk seen bakkan ci saasi bi l'accident bi rek daal di amee te nag am na si fukk ak ñaar yoo xamante ne jëlee nañ ci gaañu ba ñu rek rawale leen ca l'hôpital ci ni mu gën a gaawee jamono jooju journal Enquête ne ma président Macky Sall ca bët saalum réew mi mu nekkoon nag mbooloo mu bari ñoo ko fa rek daal di dalal moom candidat bu Benno Bokk Yaakaar kàddu yi maître Madické Niang tamit ci xët bu njëkk yéenekaay bi mu naan moom noppi na ngir wax ak maître Abdoulaye Wade bu fekkee ne woo na ko gannaaw journal Enquête tamit beneen yéenekaay mu rek ki nga xamante ne mooy L'As moom tamit dafa xëy ci ñeenti gendarme yi ñàkk seen bakkan yéenekaay bi xëyee seeni nataal ak seeni tur ci xëttamu njëkk nañu ñoom nag oto ba nga xamante ne moom la ñu duggoon moo rek daal di daw ba wàcc tali ba ci la musiba gi rek daal di amee journal bi nañu campagne bi nag tàng na jër ci biir réew mi jamono jooju L'As yeggee ñu nañu maître Abdoulaye Wade doot naa dalal Ousmane Sonko ñoom ñaar waxtaan nañu xool ci wàllum nguur gi nan la ñuy def ba jële fi nguur gi fi nekk Cheikh Tidiane Gadio tamit ay kàddoom mu naan ñu jamono ji mu nekkee ci nguuru président Abdoulaye Wade toog na juróom benn weer yoo xamante ne demul conseil des ministres te kenn waralu ko ku dul Karim Wade Cheikh Tidiane Gadio moo ko wax ci xëdu njëkku L'As gannaaw L'As Le Quotidien tamit dafa xëy jox kàddu ki fi nekkoon njiitu jëwriñ yi di Abdoul Mbaye moom nag xëy na tey nettali li nga xamante ne mooy pexe yu ñu nas ngir mën fee jële nguur gi waaye tamit ni ñuy waxtaane ak maître Abdoulaye Wade ak yéeneem fexe rek ba daal di indi ay lëñ ba ci rek li nga xamante ne mooy jongante yi bu fekkee ne jaarale wuñu ko ci yoon loolu mu ngi ci xët bu njëkk L'As tamit ñëw ci l'accident yi ak tamit jàmmaarloo yi nga xamante ne doxoon na ci militants yi Pastef ak militants yi Benno Bokk Yaakaar ba ñaar jële ci gaañu ca Fatick yéenekaay bi tamit ñëw ci ñeenti gendarme yi jote ñàkk seen bakkan ca rek li nga xamante ne mooy l'accident bu am foofee ca bët Saalum gannaaw Le Quotidien Les Échos yéenekaay tamit dafa rek daal di xëy ci li nga xamante ne moom mooy maître Abdoulaye Wade journal bi nañu maître Wade nag jamono ji foofee di dalluwaay bi di ab teeru bi fa la def rek ab quartier général am foofu lay dalale ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy kujje gi ñuy nag waxtaan jamono ji ngir xool nu ñuy def ba jële ci ñi nga xamante ne ñooy waa nguur gi journal bi nañu Wade dalal na njiitu Pastef di Ousmane Sonko dalal na Samuel Sarr dalal na tamit ñi nga xamante ne ñooy jege ñaaley Khalifa Sall yi jamono jooju président Macky Sall nañu jamono ji nag liy war ci réew mi mooy ñu rek daal di koy falaat bu ko defee ñu daal di eggale li nga xamante ne sumb na ko ndax gis na ne réew mi fa mu ko jële ci atum 2012 metti woon na lool te yemb na jamono ji ba tey Les Échos di ñu xamal nañu ca Médina kii di Mame Mbaye Niang moom daal dinay rek jël juróom-ñeenti conseillers yoo xamante ne ci taxawu Dakar la ñu bokkoon te fi mu toll ni nag mu ngay xoy Bamba Fall ngir ñu ñëw ànd ak ñoom waa Benno Bokk Yaakaar Libération moom dafa xëy ak ñun ci rek waxtaan wi doxoon ci diggante maître Abdoulaye Wade ak Samuel Sarr yéenekaay bi nañu loolu nag am na lu ci ñuul lu ci rek daal di am ñoom ñaar gannaaw bi nga xamante ne Samuel Sarr wanoon na ginnaaw maître Abdoulaye Wade tey mu taxaw ne dafay jàppal tànk président Macky Sall kon waxtaan wi mu sekkoon ak maître Abdoulaye Wade barki démb lan la rek daal di niru yéenekaay bi xëyee na ko yéenekaay bi nañu président Macky Sall ndamu demee ca bët Saalum nag dañu ko faa rek teertu mbooloo mu bari ñoo ko génne woon Libération moo ko xëyee ci xëtamu njëkk sunu làmb la ñuy daanelee mu xëyee ak ñun ci woote bi nga xamante ne waa CNG woowoon nañ ko barki démb kii di Gris Bordeaux ñetteelu tigre bu Fass yéenekaay bi nañu waa CNG ñoo ko convoqué woon gannaaw ba mu yëkkatee woon ay kàddu jagleel leen ko Gris Bordeaux nag nee na fi mu toll nii yëf yi ak sëkkatal la ak tamit règlement de compte bu ñu def ci boppam waaye nag lu ni mel mbër yi ànduñu ci ku ci mel ni Khadim Gadiaga nee nañu bu ñu moywul yëf yi bu dakkul sëkkatal googu ñu ko teg danañu boycotté saison bi làmb du am bu dee kii di Boy Kayre moom mu ngay rek daal di indi ay leeral ci mbir mu ni mel Moustapha Gueye moom dafa jàpp ne woo googu ñu woo Gris Bordeaux jaarul benn yoon ci yoon yaay booy lii tey bokk na ci li nga xamante ne yéen kaay yi moom la ñu xëy fësee ci seeni xët wu njëkk ci altine tey jii. am na solo xam naa dañuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu ñeenti gendarme yooyu nga xamante ne des nañ ci l'accident boobu. waaw l'accident bu metti amee ca Sédhiou démb la woon ñoom gendarme yooyu oto bi ñu duggoon nag moo daw ba wàcc tali bi daal di def musiba
mu am si ñu bari ci ñoom ñoo xamante ne tamit jëlee nañ ciy gaañu jamono ji sax rawale leen ca l'hôpital régional bu Ziguinchor ngir ñu mën leen a rek daal di faj ñooñu nag ñu ngi naan si cortège présidentiel bi la ñu bokkoon ñeneen ñi naan bokkuñu ci woon dañoo jóge woon mission waaye lu ci mënti am rek bakkan na rotati te ci l'accident la rotee ci kaw tali bi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. xanaa di wax rek ni doy na ndax li faatu moom bëri na trop ci fan yi mujj yi. ëpp na lool ci diiru benn ay bés rek juróom-ñetti bakkan wadd nañ ci. lu ëpp tamit fanweer jële ci gaañu. te lépp accident la. lépp accident la yi ci bari ci campagne bi la ñu bokk. donc doy na waar daal nañ si bàyyi xel bu baax a baax jëm ko saafara. métti na leneen li ma dikkee nee na lan moom. Madické nee na moom jàppalul benn ko mbañeel amul tamit benn xol bu tilim bu muy xoole kii di maître Abdoulaye Wade te bu ko woowee moom noppi na ngir dem wuy ji ko ndax budul dara Wade liggéeyal na réew mi lu ñu mérito ñu dénk ko ay nopp mu wax leen xalaatam. am na solo kon xam naa CNG da war naa wut moom it fu mu jaar pour juba ak ñooñam ndax bu nu boycotté saison moom du baax. du baax ci ñaari wàll yépp du baax ci CNG du baax ci mbër yi nga xamante ne ñoom ñoo tax CNG nekk fii kon waxtaan la rek nañu waxtaan bu ñu waxtaanee yaakaar naa dinañu gindikonte moom tamit dafa bëgg a teg règlement ñëpp respecté ko ñëpp tamit ñi nga xamante ne ñooy axlu làmb tamit nañu ko bàyyi xel bu ñu xët-xëtee ku nekk xëcc sa boor day metti rek waaye li ñu bëgg duñu ko am. yow yàlla sa kaw ñu ngi la wax doxal dem def yëf séeréer. jërëjëf yaay ba. yendul ci jàmm. merci beaucoup Yaba. jërëjëf kooku sama doom ji la yàlla na yàlla fayal ñu ko muy Roxaya Ngom ñu ngi koy ñaanal xéwal bu sax daak ñu ngi ziyaara njabootam yëpp ak waa këram yëpp yàlla na yàlla defal ko jàmm sangu-sang yi. waaw revue de presse baa ngi noonu. waaw laata ñuy door maa ngi sant borom bi subhaanahu wa taala ci xéwal bi ñu may. ñu tasewaat fi di ko ñaan yàlla nañ fi yàgg di tase ñëpp ànd ak jàmm ak salaam di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy seetaan DTV ñi ci nekk ci biir réew mi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew di nuyu madame Sankaré ak njabootam yëpp di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq lii yéenekaay yi xëyee tey langue politique bi moo ci gën a am solo mais fi ñuy wootee rek di wax nit ñi ñu bàyyi ci xel mooy ne fitna àndut ak lenn fitna dara munta meññee ci biir fitna kon benn ay bés ci campagne ñuy wax ne juróom-ñetti nit faatu nañ ci bari na donte ne nag bu doon collé li nga xamante ne mooy campagne bi ak nit ñi dee ak nit ñi faatu pour man waroon nañ ko mën a am neneen nuñ ko tëggee ci jéem ko lëkkale ak ci li nga xamante ne dafay jural nit ñi que ne campagne bi dafa bëri fitna lool loolu moom xam naa journalistes yi wala kër yéenekaay léeg-léeg pour jaay seeni kii nii mais tamit ak fi réew mi toll war nañoo gën a seetantalaat bu baax ni ñuy titre seen titre parce que bu fekkente ne dañuy wax ne wala ay juróom-ñaari fan juróom-ñetti nit faatu ñu lëkkale ko campagne bi loolu dafa am lu bëri loo xamante ne da koy jur ci bopp nit ñi ñaareelu aspect bi mooy di ne par rapport ak fitna ba tey bi am li ñuy wax ne moo xew diggante camp wu Macky Sall ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko wala diggante APR yi ak waa Pastef yi na nit ñi delloo si waat seeni xel ñun Sénégal soxlawuñ fi ñoo xamante ne dañuy dóorante débat idée la ku nekk na wax li nga xamante ne moom la bëgg mbébét yi mu am pour yoree ko réew mi bul li nga xamante ne sa candidat moom la wax booy tàccu nga tàccu ñu def ko ci anam bi nga xamante ne moom la gën a rafete parce que image yi nga xamante ne moom la ñu won ñi ñu toj seeni bopp ak yooyu en tout cas ñaaw na ci deru Sénégal loolu moom a gën a kii ci am na solo Baba Ndiémé gannaaw bi ñu la nuyoo Mama maa ngi lay nuyu bu baax di la jox nuyoo waat nga cëpp jërëjëf ñu koy nangu du nuyu sama xarit maire Thiama di ko moom itam jox nuyoo waat nga macha allah Oustaz Mohamed nuyu naa lu baax maa ngi lay wax léegi yóbbante sama jigéen boobu waxu suuf la du waxu kaw damay bañ ko ma dóor laay pay ziar naa lu baax a baax Mama defe naa ni ñun ñëpp li nga xam ni moom la ñu bàyyi xel ci revue de presse bi mooy fitna bi yëkkati ko ci campagne bi Oustaz Mohamed sax mu ngi def benn mise en garde bu baax na ci journalistes yi peut-être ni ñuy titré mais xëj na nag période bi fi mu toll itam xëj na du mën a ñàkk su fitna yu mel ni amee ay accident di am
ñu am tuuti lu ñu xalaat ni dana laale ak moom ak campagne bi même bu dul lu ñu mën a matérialiser itam ñu war a mën a xalaat ni dañoo nekk ci réew moo xam ne ay jullit lañu su fekkee ni am na nekk nañ ci période boo xam ni ay julliti neen ñooy nekk di xeex di xuloo di waxante lu bon di defante lu bon di ŋàññante yàlla mën na leen nattoo lu mel nii kon itam loolu xëj na mën nañ ko yóbbu ci boobu angle su ko defee nag ñu bàyyiloo xel nag juróomi candidat yi ni ñoom juróomi nit kese lañu waruñu mën a sacrifier 14 millions d'habitants kon ñoom nañu seet seen taxawaay nañu seet seen i kaddu nañu seet seen i jëf balaa ñoo yàlla di ñu gën a mere dafa dama xalaat ni merum yàlla itam mët na ñëw ci jëflante bi ba teg ñu natt yu mel nii man foofu rek laa ko analyser ñoom nañu bàyyi xel ñoom itam gën a rafetal seen campagne ci ay kaddu ak jëflante te nit ñi itam bàyyi xel ni fitna yëkkatiku na te jullit amul lu gën a foor sarax ak ñaan ñu góorgóor lu baax ci sarax ak ñaan su ko defee yàlla mën ñoo tegge lépp loo xam ne balaa la fi li jëm ci ba tey fitna bi muy ni ko oustaz Mouhamed waxee dama yaakaar ni ki nga xam ne moo di président Macky Sall dëgg la ba léegi mooy président àggaguñ ci élection yi wala 19 mars sax jotagul waaye actuellement nag candidat la rek nag comme candidat yépp am ñu benn sañ-sañu way kaaraange gi di bloquer benn candidat comme moom di ko bàyyi moom muy jàll bu fekkee ne noonu la demee loolu dafay yee fitna amul ci sañ-sañ te xëy na président sax du leen ko sant kenn ku ci nekk nañ ko jox cër ba mu am jox ko daye ba mu am su ko defee jàmm am loolu mooy li ëpp solo loolu moo mën a indi jàmm ci réew mi loolu moo fi gën a mën a indi dal di wax itam ni diggante ma dikke ak ki nga xam ne moo di président Abdoulaye Wade li tax mu intéressé ñu mooy bu weesoo ñaari politiciens yi ñu doon ñoom seen kóllëre dafa àggoon ci Sénégal yi foo xam ni kenn umpale ko woon ku ne xam na ni ma dikk président Abdoulaye Wade daan na ñëw Sénégal wala soxnaam daan na ñëw Sénégal nekk kër ma dikke te ku ne xam na ni mën naa nekk hôtel ku ne xam na ni mën naa nekk sax këram mais day nekk kër ma dikke kon ñoom seen diggante kon ma dikke nag li mu taxaw ni jàppalu ko dara du ko téyal dara su ko ootee mu uy ko magam la baayam la nijaayam la lépp la ni ci gën a dëgër te peut-être du tere li ngëm-ngëmam mu def ko mais daal bu ko dara jaral diggante ba ak Abdoulaye Wade di am benn ñagas am na solo ay xarit lañu bala nga ko doon xam sax nga dem fekk góor ga këram lay Maman Marie ma lay nuyu di la ziar di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan si biir réew ak si bitim réew ni ko ñëpp waxee dañuy suivre émission bi di ko topp di remercier aussi di nuyu ñi nekk si plateau bi yëpp pour ñëw nag si revue de presse bi dama gëm ne effectivement li defu waxu li ay di njàmbat moom mooy campagne électorale bi nga xam ne moom la ñu nekk période bi nag ñu toll si une semaine de campagne mu des 2 semaines ñu gis ne bëri na fitna mais c'est compréhensible xel lu mu mën a nangu la parce que dañu nekk 5 candidats ñu war a sillonner 14 régions wu Sénégal wër Sénégal yëpp si 21 jours donc temps bi dafay gàtt si ñoom mooy waral tey dañuy jóge fenn benn étape war a enchaîner tout le temps dañuy enchaîner loolooy waral ñuy gis fitna yi accident yi di si am ñuy woote alerte li tax ñuy woote alerte mooy 5 caravanes yëpp ñu def ndànk tamit parce que gis nañ yoon yi nu mu mel mais campagne moo ànd ak fitna si début bi oustaz Mohamed bi nga koy junj si waxam campagne dafa nekk loo xam ne tonton Baba Ndiémé léegi wax na ne ñuy ànd ak ñaan mais aussi ànd ak civisme parce que lu ñu yàkkamti sous prétexte que am na meeting bu taxaw war nañ fa dem fekk population bi sur place mais nañ si dem luñ siy dem nañ si dem ak conscience nañ si dem ak xel bu dal di ñëw si par rapport ak heurte yi am parce que à chaque fois du tey rek la loolu war a am ba tey gis nañ ne mi ngi am maanaam campagne ñaari caravane bu ñu dajee foofu problème am xuloo am wala ñu bloqué kenn di wax ne actuellement fii ñu toll nii boo xoolee même on parle plus du président Macky Sall mais on parle de Macky Sall candidat à la présidentielle maanaam 5 candidats yëpp ñoom ils se valent ñoo tolloo que ce soit Macky que ce soit Idrissa Seck que ce soit Sonko Issa Sall wala Madické Niang ñoom 5 jëpp ñoo yem c'est des candidats yoo xam ne potentiel ku si nekk di laaj baatu askan bi pour présider li nga xam ne moom mooy dëkku réewum Sénégal donc force de l'ordre yi bu daje amee nañu jéem a yamale ñoom ñaar ñëpp ki nga xam ne moom moo jiitu nga xam ne moom mooy la personne prioritaire ñu jox ko priorité ki nga xam ne moo si topp mu topp si bu ko defee problème du am askan bi tamit ñu leen di laaj ñaan parce que ñoom ñoo taxaw ne 15 millions de Sénégalais yëpp man maa mën ki mën nag daf koy wanee fu ne ki mën dëgg mooy ki nga xam ne dafa war a mën a dóore mu tegaat yatam baale tey jii nii ñaari caravane bu ñu àndee bu ñu dajee
war nañ def de sorte que comme personne responsable parce que dëkk bi la ñuy laaj ku si nekk dawal maturité dawal responsabilité de sorte que ñu jéem a génn si jàmm problème bañ a am pour ñëw si wàll làmb ji li nga xam ne moom moo am biir CNG dafay yàgg di am problème tey jii moo tax boo xoolee tout le temps mbër yi dañuy wax ci légitimité wu CNG parce que CNG ndax légitime na ou pas CNG di wax ci légitimité mbër yi kan moo war a nekk roi des arènes kan moo fa warul nekk ma yaakaar ne ñoom aussi baax na tey jii nii ñu def benn taxaw seetlu toog waxtaan seen biir parce que liggéey boo xam ne ñoom ñaar ñoo ko séq muy mbër yi ak CNG te à chaque fois que problème bu amee ku si nekk di ko jiiñ sa morom ñu jéem a fexe ba trouver benn terrain d'entente ba lépp dellu si waat si askan am na solo jërëjëf laay ñu ñëw ci Merthiam gannaaw bu ñu la tatagale sa gis-gis ci revue de presse bi vraiment Marie maa ngi lay nuyu bu baax yaa ma am jox envie ma ci paste fi mu toll tàngal paste maa ngi am envie mburu chocolat mburu chocolat man maa ngi si mburu chocolat bi waaw di nuyu sama doom di ko la am sama taxla naka la tudd Talha waaw di nuyu Mouhamed Sis mi toog fi di nuyu Baba Roi Mouhamed loolu neexu la bu baax voilà lu rey moom dee ca balaa ñoo dem màkk dañuy jaar dañuy jaar fii su pare doo ko yegg di nuyu bu baax di leen nuyu bu baax di wax namoon naa la maa la raw li nga ma joxoon jeex na dégg maa la raw digg nag bor la te parents yi wàcc na. wax ko sa doom waxuma kenn dama wax rek noonu. dama bind lettre te sànni ku jël. kon may te foral. nañ ko jox mën na for. waaw war njox Alain. am na ku ma jàkkaarloo tam dina for. kon kay yow sa wax am na fu mu jëm. waaw li ma def may jaale ñi génn àddina. gendarme yi te xam ne ci liggéey la nekkoon. yal na yàlla yërëm. amiin ko jaale àddina bi yëpp. ko jaale Augustin Tine. parce que dafa am koo xam ne dama ci xam benn cousin. damay faral di wax man ne campagne dafa ànd ak coow. te accident yi yàgg na am te campagne amul. am na accident yu gën a fort. yu gën a métti yi. te campagne amul li mu xamee wax rek dañuy war a bàyyi naan campagne bi tax na accident di am. waaw campagne day jàll accident. ci àddina la bokk ndax nit ñi dañuy dem ci oto yi. même bu du oto yi accident yi mi ngi am chaque jour. mais dafa tombé rek mu nekk cas moo tax ma ne tombé moo waral. ay gaab ku mu ànd ak cortège yu Macky Sall ku mu bañ a ànd ak cortège Macky Sall rek accident la ñu ngi leen di jaare te kenn bëggul accident kenn bëggu ko même président bi sax nekk bëggul bu sañoon tey ñoom ñëpp sax même opposition jàmm rek mooy am ba yëf yi sedd damay wax ni élection day passé àddina continuer donc nañ ko def ci tal ak tey caravane bu ñu tasee mooy gisoo mbër yi ñaari mbër bu ñuy bëree sax seen ñaari oto yi bu ñu dajee day am ay coow loolu ak àddina moo ànd mais lépp rek waaw lépp rek na dekk ci jàmm ndax suñu réew moom jàmm lu dul jàmm ko gën ndax bu ñu amul jàmm duñ mën toog fii nga def sa maron bu saf sàpp bi ma def nii duñ ko mën kon jàmm la ñuy bëgg te aussi tamit ma dikkee ñaa tamit nit ku baax la moom mënul jàppal kenn da ndaxte moom da nit ku baax ma ko dama bëgg a laaj maam booy mi ñëw lan mooy bàyyil maam nag lan mooy affaire am ndax est-ce que moom candidat la mooy 6e candidat bi bokk ci moom mooy star bi nag moom kii bind ko xam nga maam dafa war ñëw rek maam xam nga day def yëfi maam rek maam mag buur la laaj rek moom lan la mag buur la day def yëfi maam rek man gis naa ko ci aéroport bi mag buur la bàyyi boobu bilaay ñooñu man jàpp ma ko di sama maam moom sama maamaat la ñooñu amuñu kii de amuñu yar de sama maamaat la gis naa ko mu ne kana sama maam màgge say la ma ñëw kunu kanam moom xam naa daa fa den ñu ko maam may ma dem noppalu ko ndeysaan Gris Bordeaux aussi nit ki su la woowee da ngay liggéey ak moom Mama Marie nit ki dañ la woo dama rek nga wuy ji ñu xool ndax ku la woo dina la jox wala mu wax la man dama contre yooyu ay dañ ma woo du ma wuy ji tey ji yow fi ngay liggéey tey bu ñu ne woon député daf la woo di nga ko wuy ji xanaa waaw loolu mooy nit mais man waa dañ maa woo du ma wuy ji loolu rëy nag te bëgg xam lu may doy waaw kañ noonu la parce que li gën a bon mooy ngay liggéey fenn ñun la ñëwal wuy si ma nga ne du ma wuy ji dañ ma bëgg a taañaañal xamoo luñ lay doyee demal su waxee jox la nga wax delloo ko ngeen pelloo ndax lami mu ñu lekk moromam man de foofu laa gis na dem wuyu rek te moom nit ku baax la ñu ci dëkk bi dëkk CNG ñoom dem na wuyu ji il paraît dem na wuyu ji léegi nag mbëri ñu ne suñ ko defee dara du ñu bëre waaw dañuy boycotté kii waaw ñoom la rek ñooñu ay 50 millions yi kenn joxuñu 50 millions ñoom lañ koy jox dañu boycotté laamu ji ba waaw buñ ko tëjee de moom seen gafaka lañu koy def ñoom Alioune Sarr moom docteur la di dañ ko fàtte loolu docteur Alioune Sarr moom docteur la bu dul CNG am na profession beneen bu ci bëriwul daal
du tee ñu toog suñu plateau. xam nga bu ñu liggéey du ñu am xaalis. waaw nañ toog bañ a bàkku ji ñoom la rek. jërëjëf Mère Thiam kon mi ngi noonu dañuy dem transition jëli suñu élément bu njëkk tey ñu ngi fas yéene waxtaane si affiche yi nga xamante ne mi ngi fees del lëmbe mbedd yi foo tourné affiche yaa nga fa te élection bi moo ko waral. angle boo tourné rek am na ku ñu fa taf ba mu fees del ñu dem jëli élément del siwaat incha allah. tafin wu ñaaw yi ñuy amal ci mur yi arrêt du bus yi ak poto courant yi lee dafa dem nag ba soppi xar kanamu mbeddu Ndakaaru yi doon loo xamante ni nag day wane ñàkk xay ak ñàkk yar guy jóge léeg-léeg ci politiciens yi askan wi di ko ñaawlu ba fu ñaawlu yam. boo demee tey fi nga xamante ni mooy seen siège politique ak seen base politique yi boo fa demee doo fa gis affiche donc boo duggee ci banlieue bi wala ci ñi nga xam ne bu ñu añee du ñu reer wala bu ñu reeree du ñu ndékki ñu jël affiche yi tafal leen ko. léegi tey di nga gis quelqu'un boo xam ne kontaanul day romb affiche bii du affiche u candidat mu xotti sànni. nit ku defar këram ba mu rafet peinture ba mu rafet nga jëm taf ay kii yow dèjà salteel nga këram buntu këram dèjà nekkoo ci yoon loolu du yoon boo bëggee panneau publicitaire am na fooy dem nga fay. loolee waral sax Moussa Ba ak Ahmadou Seye ñoom jàpp ni candidat yoo xamante ni dañuy tilimal dëkk bi ngir seeni intérêt bopp bokkuñu ci ñi ñaax askan wi ngir ñu sànni leen seeni xob. duñu basé ci ay affiche pour voter qui que ce soit car ñun duñu ay inconscient. bon ñii jamono ñi ñu toll ñii politique di taf ci ay koñ ñooñu boo leen dénkee réew dañ koy saltayal parce que ki la jox ay kayit ne la demal nga taf fu la neex kooku mun la organiser sa réew réew yu développé yëpp dafa am yoon. xalaat googu ute ak bu njuug mile la mu jàpp rek mooy yile affiche élection yi képp ñoo ko waral te amul lenn lu mu mën a yàq. mënul ñàkk période bi la élection bi ñu nekk la moo waral loolu mais xam nga bu dul élection doo gis ay affiches yu ñuy taf pour man loolu amul problème quoi. décooru capital bi nag tàmbalee coppeeku ndànk-ndànk ak affiche yu juróomi candidat yi lee lu ni mel nag di wane ni ñu ngi ci période électorale waaye nag photo yi nga xamante ni dañ koy taf nu mu leen neexee ci buntu këru jàmbur yi lee teg si di takkal meddu Ndakaaru yi askan wi ñoom la ñu jàpp rek mooy du dëggu te du yoon. jërëjëf waa régie ci élément bu am solo boobu caama buntu kër yëpp tilim na ndax affichage. mais dafa xew. dafa xew kay. ànd nga ci fi mu toll nii. ah waaw mais publicité la. ok dafa xew di. moo ñu def photo candidat yëpp ba mu saf. est-ce que mënuñu woon ut beneen méthode bu boog dul taf ci buntu kër yi jàmbur yi. ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey. élection bu la ñëwee c'est temps Senghor ba tey. waaw mais est-ce que duñ ci jóg pour wut leneen beneen façon boo xam ne publicité mën nañ ko def supposition def ko kii nu mu tudd. def ko nag. yooyu ñuy joxe nu mu tudd. flyer waaw daf ko ay flyer day am mitin yi dañ koy joxe nga téye nii di wane sa mais da ngay taf bu rëy sa buntu kër wane ne yow lii nga keneen taf loolu moom buñ ci débat dafa xew nañ taf ba mu saf saaf nañ taf saf fii. taf buntu kër yëpp. ba mu saf après yow am nga loo peinturé mais am na ñeneen ñoo xam ne amuñu luñ peinturé. ñu bàyyi fa photo ba noonu. Baba Diémé. dégg nga si jigéen fi mu génn moom. waaw mais maman man nag sama jigéen laay àndal ànd nga ci. non gisuma ci lu grave sérieusement. ah d'accord. waaw xam nga très souvent itam. poster bi ngay gis ci buntu kër sax. waaw lu ci bëree bëri waa kër ga dañuy ànd ak candidat boobu. borom a koy bëgg. borom bëgg ko def ko fa. ki ci àndul nag xëy fekk ñu taf buntu kër bi. loolu moom am na. mais itam sérieusement xëy na nag dama ci yemagul. mais wax dëgg yàlla gisaguma sax man. yàlla na nga tabax ba defar ba mu baax ñu diwal la ko ba mu fees del nga xool. non pas benn rek lañ ciy def non dañ koy rangale. bu doon benn rek ñu ne waaw ay jeux d'eau mais sa kër duñu fa rangale ay téeméeri photo ñaar wala ñett rek. sa buntu kër yow def nga fa photo gis naa ko mu nga ne fang. loo xam yow man sama saal laa ko def. ku ñëw xam ne man kër am na bu ne fang ñu xam ne lii nga. xam nga lu ëpp nag lu ëpp itam baaxul. mais yaakaar naa ni contexte bi tamit te itam loolu dafa nekk. c'est normal validé nga ko ci sama xalaat. parce que itam bu ñu fàtte ni 5 candidats yi dañu soxla itam seen xar kanam nag. waaw ku ne sa wane sa bopp te ñëpp mënuñu Mère Thiam dama bàyyi ma àggale. ku ne wane sa bopp. xam nga sama xarit nga woon ci suba gi la te itam xëj na candidats yi bëgg a voté ji yëpp tamit mënuñu jege nii kenn ku ci nekk jàkkaarloo ak sa candidat admirer kanamam et tout ça parce que nag bu ñu fàtte ni tamit.
charisme président tamit dafa am. moo tax am na benn année sax ñu wax la guerre des affiches ak ndeysaan la boo jibo ka nga xam ne moo jëloon paie ci photo yi macha ak taar bi tamit loolu daf ci xaw a joué moo tax kandaay photo yooyu nag lu nekk leen jarale. bii na ko jël paie. dañuy raxas ba mu set. ba image bi rafet. ba image bi rafet. waaw c'est vrai photo ren sax photo yi am yëpp dafa rafet. waaw bii nag bu jël paie. le plus beau. le plus beau. yenn saa yi teel ko xool sama waa ji ni mu rafetee waay yenn saa yi waaye am na ko ci ñaaw. ñëpp a rafet. waaw kenn ñaaw non ren xoolal 50 daay yëpp a rafet. kenn ci rafet laa wax. kenn jantal président xam ne ko mooy Macky Sall. lay pay Sonko sax rafet na. affiche yi ñoom ñaar a validé nañu yow looy wax. non parce que dafa affiche yi communication la dafa am ñaari type de communication. dafa am la communication média ak la communication hors média. communication média mooy support yi ñuy utiliser comme télé. comme journal. comme rajo ak yooyu. yooyu boo xoolee bu élection amee dañ koy superviser sax par CNRA. CNRA moo lay publicité ne la yenn publicité yu wala yenn propagande yi mënoo ko def. mais am na yoo xam ne bu ñu duggee si période campagne électorale nga xam ne nii ñëpp mën nañ si wax ñëpp mën nañ si communiquer. léegi nag mu am la communication hors média moom mooy affiche yi nga xam ne dañuy ñëw rek di ko afficher noonu di taf léegi tey jii nii dañu toll évolution dafa am foo xam dafa toll parce que tonton Baba Ndiémé mi ngi koy wax naan bu njëkkoon ak léegi évolution dafa am parce que il y a la protection de l'environnement. cadre de vie aussi dafay jouer est-ce que da nga war a ñëw jël affiche fu la neex nga taf déedéet parce que am na ay support de publicitaire mu nekk ay panneaux yoo xam dañ koy loué. man je trouve que ne candidats yi tey mënoon nañu am accès si support yooyu noonu ñu communiquer si loolu def seen ay affiche c'est bien beau flyer yi nga wax parce que du ñëpp ñooy seetaan télé du ñëpp ñoom ñooy xam candidats yi heureusement ren candidats yi bëriwuñu te mën nañ dissocier seeni ay këyit parce que ku si nekk xam nga ne bii mooy jaune bi bii mooy marron orange vert ainsi de suite donc candidat bu nekk di nga ko xam ak couleur am mais nag à quelle fin fan lañ ko war a def parce que li ñu wanee si image la yoo xam ne day choqué benn instant parce que boo ñëwee gis benn boulevard nga xam ne bu njëkkoon moo waroon nekk place publique yi ñi si plateau télé yi ñëpp war fa mën a ñëw toog fa def fa ay débat ak yooyu si ginnaaw ñu affiché la ko tafal la ko taf boo xam ne xam nga taf mën nañ ko def sax si mbedd mu agréable nga mën ko gis affiche mais day tilimal te li si xar kanamu Sénégal Ndakaaru yëpp effectivement te li si gën a graaw mooy duñ ko jox ay compagnie de com ñu koy def buñ ko doon jox ay compagnie de com ñoom dinañ ko mën a def bu yëf yi passé fi ñu jaaroon parce que am nañ benn feuille de route ñu jaaraat fa teppi bu yëf yi passé parce que il faut tamit ñu noter que ne campagne bi mi ngi jeex le 23 le 22 à minuit donc le 23 nit amul droit di wane sa manifester wane fi nga bokk donc yow veille élection bi wala jour élection bi bu ñu ñëwee nga toppaat si affiche te loolu nit ñi amuñu si benn éducation bi xamuñu ko donc foog ñu xam système communication surtout communication bu jëm si élection naka lay demee ba ñu mën ko comprendre bu baax. am na solo Mohamed campagne day saf affiche waay. wax dëgg yàlla Mohamed waaw d'accord. waaw. Mohamed campagne day saf affiche. non waxuma sama yaay de d'accord léegi campagne day saf affiche léegi Mohamed sa gis-gis bàyyi leen foofu ñoom ñuy langaam rek bu ngeen paree na ngeen rambaat fépp décoller mbedd. effectivement li laay wax ku bëgg akara da ngay ñem kaane ñoom ñoo bëgg nit ñi xam leen civisme bi ñuy woote nañ ko appliquer fi mu toll nii man je me rappelle bien bi ñuy nekk ci benn association jeunesse bu ñu daan suñu problème da daan nekk suñu bëggee taf dara nan lañ koy taf mais dañuy waxante suñu biir miiru jàmbur waruñu koo kii ni parce que dañoo ñëw di woote ay mbir yoo xamante ne ci ñun ñoo ko war a njëkk a incarner dafa am ay conséquences yoo xamante ne dafay ànd ak taf bi nit dafay peinture këram kii ko wala entreprise sax léeg-léeg dañuy tooñ entreprise yi ñëw defar muram nga ñëw taf si kii nii Demba Ndiaye ne du candidat wu Samba Paté bu rombee Samba Paté ñu kii ko mu jël huile sotti ko ti limal ne li nga xamante ne mooy miiru jàmbur c'est-à-dire ñoom ñu ay candidat lañ dañoo bëgg bu ñu jox xale yi di dem di tasaare nañu xool yeneen i moyens parce que am na ay réew yoo xamante ne ñu ngi campagne ak yëpp te teewul affiche dina am
mais dañ koy wutal fu ñu kii nii benn ya imam xaw ma général xaw ma nañ ko gën a organiser ba nga xamante ne fi ñu war a taf visibilité bi ñu soxla nit ñi dinañ ko gis support yi ñu bëgg tamit nit ñi dinañ ci jot mais ñu bàyyi moytu këru jàmbur yi man franchement rafetlu ma ko parce que li ci nekkaat ñëw di sotti huile fii nii vraiment rafetul yàq li nit ñi defaroon yëpp rafetul man nee naa commune bu nekk na xool ki mu investir rek mu defar ko ay poster am defar ko yëpp taf commune am ba mu fees del bu ko defee coow di jub bu passé mën nga raxasaat mbaa ñu defaraat seen commune ci commune bi kese leneen li ñuy mooy dañuy jëli suñuy deuxième élément ndax dañu am référence moom la ñuy dem jëliwaat incha allah ci kattan yàlla jàng université ko tàmbali di jàng mbirum wàllu docteur fu ko jàngee ba mu mat ñaari at mu nekkoon at moo xam ni grève bi dafa taroon lool ba ñu amoon sax année blanche jamono yooyu Ibrahima Fall moo nekkoon ministre de l'enseignement supérieur ma daal di gàddaay dem di si sëñ Mansour Sy yàlla na ko yàlla dolli leer mu teg ma ci yoon jox ma billet ñu yóbbu ma France di ma fayal sama jàng bref ba ma jógee France bi ma nekkee France également ma taxawal fa benn salon de coiffure pour sama soxna bu tuddoon jardin de beauté Lyon la nekkoon amoon naa fay benn restaurant bu tuddoon le Lac Rose boîte de nuit bu tuddoon la Salsa waaw yàlla daf ma nattu ci loolu ndax sama waajur bu jigéen bi sama papa génnee àdduna moom dafa daal di song n'est-ce pas le monde entrepreneurial et donc ci moom bëri daal di sax ci man mu yombalal ma it maanaam taxawal entreprise yooyu ma doon taxawal. bi fa ñibbis Sénégal bi ma ñibbisee également ay 98 ma jàppale anciens militaires yi taxawaloon leen benn programme pour programme de reconversion des anciens militaires mu tuddee woon ko jàmm ba may tëgg programme bi dama ko tëggoon ci ay entreprise yu bëri entreprise bu ci nekk ñu koy dawantal jàmbaar maanaam moo doon label bi jàmbaar sécurité jàmbaar entretien jàmbaar auto école jàmbaar transport ba pare ma taxawaloon benn mutuelle bu ñu tuddee woon MECAM mutuelle d'épargne et de crédit des anciens militaires doon dimbali soxna yi anciens militaires yi nga xam ni seen loxo jotul woon seen biir ginnaaw pour ñu leen doon lebal ñuy dem Gambie di jënd seeni marchandises ak yooyu di jaay ma demee Burkina Faso mu nekk réew moo xam ne xaw ma ko woon ma daal di tàmbali di jàng lycée jàngale ci lycée bi ñaari weer ci diggante ñaari weer yi suñu boroom yëgloo ma ni canadien yi dañ doon wut kenn koo xam ni dafa war a gérer le programme canadien de promotion des entreprises burkinabé fekk na jamono jooju ay tubaab ay canadien ñoo doon gérer loola ñu ni léegi ñoom dañoo bëggoon équipe bu canadien ya fa nekkoon ñu remplacer leen par ay africain ba ñu defee appel à candidature yi suñu borom def ñu jël ma gérer programme boobu ba may jël programme bi Burkina 3800 entreprises à peu près ñoo fa nekkoon entreprise pour privé ci ñetti at yi ma yóbbu ko ba ñeent fukki junni ak ñaar. ah oui bien sûr dafa impacté suma vie de famille bu baax a baax maa ngi fàttali dama daan ree léeg-léeg dama doon wax sama soxna ma ni ko man xale yi dama leen di bàyyi ñu toll nii ma dem voyage dem mission su ma ñëwee gis leen ñu grandir donc dunduma maanaam waaw paternité bi carrément c'est vrai mais yàlla daf ma baaxee yow joxoon ma soxna su baax soo xam ni jàppale na ma ci xale yi ba fi mu ne fa tabarakallah ñun ñëpp kenn ku ci nekk fa tabarakallah fa nga toog yaa ngi sant yàlla. jërëjëf waa régie kon liggéey bi rafet na macha allah Pape Mayel Thiam mooy suñu référence tey moom la ñu laay pay indil laay sa référence diis na. waaw diis na parce que dafa am solo si parcours am dafa nekkoon Sénégal doon jàng mu nekkoon élève bu brillant mu nekkoon Saint-Louis Prytanée militaire la kii génn bagam ak mention ba mu génnee bagam mu dem université mais malheureusement ay études en médecine la doon def ba muy def étude en médecine
ba 88 deuxième année ba muy def deuxième année si la amee woon année blanche bi année boobu noonu àdduna ñun fekkeew ñu ko mais nettali dab nañu ne ñu bëri seen jàng foofu la yàqoo déedéet ak moom loolu ba mu amee ki nga xam ne moom mooy Serigne Mansour Sy di borom daara ji moom moo ko nekkoon papaam adoptif moo ko yóbbu France fayal ko jàng mais neen ba mu demee France dafa changer complètement médecine bu mu waroon def mu def des études en comptabilité mais dafa teel a am projet entrepreneurial mu nekk France nag créer fa ay entreprise def fa ay salon def fa ay bar ay cabaret lu nekk mu def ko pour lan am des projets entrepreneurial ba yàlla defee ko yàlla mënee ko woon foofu gan mu dem ba benn instant de sa vie mu am politique de retour si dëkk bi mu ne dafa war a ñëw pour ñibbi si liggéey si mais li am sens si référence bi mooy ba mu demee wuti ba mu amee dafay ñibbi si mu ñibbi si nekk Sénégal ñaar ba ñetti at Sénégal lu mu fogoon ne moo fi nekk fekk ne loolu nekku fi mu ne donc lu mu jotoon am mu mën naa ne mu jeex si biiri mbokkam mu ne dafay delluwaat wuti mais bii yoon du dem bitim réew si réew Afrique yi lay yam mu dem Burkina nee na mu dem ba mu demee Burkina professeur la woon maître salle de classe jàngale bu ndaw bi maanaam mën nañ ne ku jóge si salaire 1 million 500 nga dellu si waat si salaire 100 000 150 000 mais nee na mu gëm ko yàlla def ko nag ba mu ko gëmee rek ñaari weer la jàngale am ay canadiens yoo xam ne dañ ko fa xam ba tey jii ni boo demee Burkina ordre national du lion dañ ko jox muy moom ak Daouda Dia mu nekk ñaari sénégalais yoo xam ne boo demee foo dem si Burkina tey dañ leen di xàmmee mais nag li nga xam ne moom la ñu mën a jàngee si réussite am mooy nee na am na foo xam ne ba mu fa tolloo ne dafa war a tekki dafa war a liggéey amul woon vie de famille maanaam muy remercier jabaram bi nga xam ne moo ko jàppale si éducation wu doomam bi foofu la daanlee parce que nee na doom yi boo ñëwee da nga leen di gis tey suba nga gis bu ñu ñëwee mu évoluer nee na parce que toll na si liggéey foo xam ne ñaari valise la amoon benn valise bu muy voyager benn valise bu pare bu ñëwee bu wàccee avion tey bu subaa bu xëyee day jëlaat vol maanaam day toog ay at du mën a toog ak waa këram lu tolloo ay weer amul vie de famille léegi nag muy inciter jeunesse bi parce que tey nee na Sénégal ñaar la ñu ñàkk mooy ñàkk nañ fit parce que nee na moom fit boo ko jox leen li mais aussi ñàkk nañ wéeruwaay maanaam ku lay dëgëral parce que nee na sëñ Mansour ba mu ko doon fayal yóbbu ko mu dem France dafa nekk sëriñ bi sëriñam la moo ko ëpp baatin mais du ko gën a gore tey jii nii nag muy woo xale yi askan bi si ñu gën a gore gën a ngoy tamit si dara parce que am ngëm-ngëm ne réussite du lu yomb réussite tout le temps la parce que bu demee bay expliquer tey jii nii ça veut dire que c'est une personne boo xam ne war nañ mën a jàng si moom surtout nag ñi nga xam ne tey dañu nekk bitim réew parce que looloo tax ñu gën ko indi waa diaspora nga xam ne bëgg nañ ñibbisi mais ñu ragal a ñibbisi ñu leen di wax ne bu ñu ñëwee rek gëm ko yàlla mën na leen si jàppale am na solo kon mi ngi noonu bu ñu ragal ndax ragal ñàkk xam li yàlla yor la dégg naa yàlla li mu yor lu jeex te am na sax loo xamante ne amagul kum koy jox Omar Seydina Omar Baba Ndiémé waaw référence baa ngi noonu waaw référence bi macha allah am na solo ci analyse bu pertinente bi nga xam ni laaj pay indi na ko itam dafa doy sëkk ndax nit ni ngeen ko wax rek warul ragal te nag ab jullit su bañee ragal dafa war a dëgërloo ngëm yàllam bu xam ni fépp yàlla moo fa nekk lépp loo xam ne lii bu jugee uti ko yaakaar ni te ngër rek na ko teg ci kilifteef mais da ngay yëg ci af ci tamit ni kii ñu dafa tey référence tamit borom kilifteef la ndax dafa naa ni am kilifteef moo taxoon mu am benn relation bi ak sëñ Mansour ba mu ko mën ko jàppale ba mu agsi fii mu agsi tey leneen li itam loo xam ne man moom ci gën a ëppaliti solo sax moo di nga ñëw mu neex nga yaakaar mu neex ngay tàmbali mu neex nga dem ba ci digg ba mu yàqu bul découragé man bëgguma découragé man ala accu laa gëm nit du bàyyi mu daal fii tegaat lépp doxiwaat beneen yoon gis nga booba yàggul sax yàlla daal di ñëw kon yàlla mu nga fu nekk waaye nag boo toogee di ko xaar rek yow jéemuloo dara ala kulli alen boo da ngay mujj naan ana yàlla du la mos a wax maa ngi nii kon loolu liñ ciy jàngee mooy loolu mooy day neex day naqari waaye su naqaree nga xam ni tey naqari na waaye mën na neex suba nga takkaat say jaaj utiwaat leneen yàlla mën na la dajale ak nga neen man loolu rek laa jàpp ci rek am na solo Thiam waaw Pape Mayel maa ngi koy nuyu bu baax Mayel Thiam kontaan nañ ci référence bi nga indi riche na ndax liggéey ak gëm sa bopp fenn rek moom ci xaw a tuuti bi mu ne dafa ubbi ay cabaret ak ay bar te diineem nanguwul lool loolu rek moom ci xaw a jaaxal bi muy débuté waaw bi muy débuté te
man duma jànguma alxuraan de sama àll wa ula ausra bi naas la yam ma may wax rek da laay waxee ma kenn ma ubbi ne waxaat nag kabare baar te baar dañuy naan kabare xam nga la fan affaire de jigéen kooku moom am naa moo tax mu teel ko bàyyi mu ngo bàyyi waaw sama diine nanguwul lool wasalaam man duma si am na solo jërëjëf Mohamed ma kenn daam defaraat ji non dafa sàkkami sama lañ voilà kon mi ngi noonu référence bi am na solo mais c'était juste teel a def entrepreneuriat am na solo mais pour la jeunesse tamit ñu xam ne nit ki booy wut tamit mooy tandikul fépp foo xamante ne mën na la julal gàllankoor ëllëg daal ñaareel bi moo di ne lu may saluer ci moom loolu moom benn remarque rek la boo xam ne man attiré woon na sama attention ci ne même boo nekkee bitim réew di wuti bàyyil xel surtout fi mu wax ne moo ko yóbbul pour mu jàngi ak fi mu teeree pour man ñeneen ñi war nañ ci jàngataat ëllëg ak si biir bu fekkente ne ñu ngay wuti daal mais feneen fi gën a attirer sama attention mooy bañ a xaddi bañ a xaddi li ñu sunu diine di jàngal tout le temps mooy ne toujours des di am yaakaar ci yàlla subhanahu wa taala fu mu mettee jàppal ne yomb te mu ngi ñëw ci ginnaaw parce que dañuy wax ne guddi lënd mu guddi lu mu yàgg-yàgg leeraayu fajar mu ngi xaar moo koy toxal kon loolu tamit lu am solo la parce que tey jii ne actuellement la jeunesse li tax ñu bàyyeeku mooy da ngay essayer lenn mu metti rek nga jàpp ne lépp a metti fekk ne lépp mettiwul dañuy lu metti tout le temps lu yomb mu ngi ci ginnaaw inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra maanaam jafe-jafe lu mu yàgg-yàgg yomba ngi ci ginnaaw ñu bañ di xaddi et loolu mooy problème jeunesse sénégalaise daal amuñu patience effectivement am na solo jërëjëf Mohamed fa tabarakallah dañuy dellu transition dugg ci thème bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene yëkkati muy sëyu démb ak tey wuute bi lan la ak gis-gis yi lan moo tax xale yi nangootuñu tënk ko ci démb lan moo tax mag ñi yemoon ci liñ nekkoon ana fan la njariñ bi nekk ñu dem jëli ko incha allah dellu si waat ci kàttanu yàlla. jërëjëf waa Régie kon mi ngi noonu Baba Ndiémé sëyu démb ak tey lañu wax démb am na nu mag ñi doon sëyee tey am na xale yu sëy ni ñuy sëyee am na wuute bu rëy nag ndax mag ñi démb seen sëy façon la woon boo xamante ni seen jamono rek la woon wala ndax actuellement jeunesse bi fi mu toll ni jamono bi ni xale yi di sëyee noonu lañu war a sëyee waaw maman defe naa thème bi am na solo parce que actualité la parce que sëy moom lépp luñ ci indi rek dafay nekk actualité boo xam ne du fi jug parce que nag mooy cosaanal àdduna maam Adama la ñu boole ak maam Hawa ñu nekk ci néegub sëy di meññeente ba fii ñu agsi fi tey te itam tànk àddunaa ngi am nag sëy boobu di am jigéen di ëmb di ibbi doomu aadama yi day ñëw kon sëy moom mooy àdduna moo tax toujours rek luñ ci indi ak pàcc buñ ci mën a jaar rek actualité la mais fi ñuy jaar tey dafa am solo muy sëyu démb ak sëyu tey parce que yëpp sëy la woon de góor ak jigéen ñoo ko daan def mais nag dafa wuute lu bare kon dafa naa ne indi ko defar ci ay jàngat ba mën a jël mbattu la delloowaat ko ci ndaala génn ci li ci bokkul indi li ci war a li nga xam ne moo ci manqué dana ci am solo parce que nag lii finalité ba rek ci lu mel nii moo di wuute gi dafa am lu munu jural loo xam ne daawul am démb wala daawul bari muy sëy yu gaaw a tas ak sëy buy tas itam ci anam bu ñaaw c'est parce que sëy nii ñoo bokkul démb ak tey ñaar nag moo fa la problème bi nekk ñaar kese la moo di kilifteef ak doylu ñaar yi ñoo tumuranke bu njëkk suñu waxee kilifteef nag maman waxuñu rek ni jigéen gi nga xam ni góor moo ko liif ci ñaar ñëpp ci ku góor ki ak ku jigéen ki ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da nga tënku woon ci kilifteef boo tolloo ci jamono bi ngay toll ci jël soxna da nga daan am soxna da nga daan am kilifa yoo xam ni ñoo yëg ne yow toll nga ci jël soxna ñuy yabal la ne la demal kër diw nga uti fa soxna dana nekk kër nijaay dana nekk kër bàjjan dañ ko ci gën a taamu rek mais dana nekk dëkkandoo doona nekk wëllëre doona nekk soppe doona nekk xarit ñun la dem fa tekkiwuloon itam ne dañ la waxoon ne la demal jël fa par force
na ci xale yi bàyyi xel parce que très souvent soo ko waxee ñu ne loolu xewatul tey nañu bàyyi ñu tànn su parce que mbëggeel non non loolu du woon mariage forcé proposition la rek bu ñu la doon defal ni la demal nga seeti foofu parce que dañuy bëgg nga dem seeti fa nga xam ni da nga fa mën a dajeek la gën moo gën nga jël seet foo xam ne mën nga faa dajeek lu ne waaye mën naa bañ a nekk la gën kon kilifteef gi góor ak jigéen ñëpp ñoo ci bokkoon yem ku jigéen ki itam su tolluwaat ci say itam dafa daan toog di xaar itam nag jëkkër jóge fa mu war a jóge ñëw ut si ko waaye su boobaa itam duñ ko wax ne dañ la koy may par force buñ ko waxee demal sa kër nijaay wala demal sa kër bàjjal wala demal ci soppe bi wala wóore wala xarit bi su ñëwee itam moom mooy xool te mu ci bëgg itam mu waxtaan ak moom waaye ku jigéen tamit daana tënku ci kilifteef bi daawul joxe accord am ci saasi dana ko wax ni ko waa dégg naa la su demee mooy mu waxtaan ak ay kilifaam ndax ba xam ndax ay kilifaam ñoom it danañ ànd ci loolu wala déet su ko defee mu ñëwaatee mu gàntal ko wala mu nangul ko lépp tegu ci kilifteef. su ma la déggee da nga bëgg kon ñu dellu ci mbokk yi. waaw noonu xam nga mbokk gën na yaatu sax mbokku deret kese parce que yaatal naa ko ci tàmbali bi ni doomu nijaay wala doomu bàjjen dañ ko ci gën a taamu waaye tamit ak foo yaakaar mbaax rek ngeen xam ne xamante ngeen fa lañ daan yable kon foofu léegi dama bëgg ñëw rek ci kilifteef donte sax mën na bañ a nekk mbokk waaye tamit lépp mu tegu rek ci kilifteef ma ne ak leneen lu tumuraanke tax xëj na mu wute moo di dem daan am tamit ci doylu jigéen itam su daan dem kër itam la nga xam ni moo ko daan motiver bokkul ak li nga xam ne mooy motiver tey xale bu jigéen bii dugg ci néegu sëy parce que jigéen tamit buy dem di dugg ci néegu sëy bu njëkk day xam ne mu ngi dem di defi warugaru jigéen waaye su demee kat la mu fay yaakaar moo di mbaax goo xam ne dina ko fa nekk ak mbaax goo xam ne dina génn ci butitam mën na nag kon nag léegi duma fa xool alal duma fa xool daraja duma fa xool dayu li ma fay xool rek moo di lu baax loo xam ne dinaa ko fekk man itam dinaa ci tënku ba man ci génn itam lu baax waaye nag jamono ji nag léegi nag loolu moo tum rank léegi li xew mooy dañoo wax ni sëy daal ñaar ñu bëggante un point un trait loolu moo tax problème bi am. d'accord baax na ci nag trop ba jeexale foofu. baax na ci trop. mais li tax mu am danger moo di. xol mooy bëgg. waaye xol itam mooy bañ. fi ngay bëggee fi ngay bañee. benn cër bi la. képp mooy bëgg mooy bañ. kenn du bëgg ci xol di bañ ci mbagg. d'accord. d'accord il faut mu am yoo xam ne moo ko accompagner pour que loolu mën a dem. dégg naa la Baba Ndiémé xam naa dinaa ci ñëwaat loolu ndax am na laaj bu ma fa bëgg a dugg laaj la ko waaye damay dem seeti Mère Thiam rek moom gis-gisam ci sëyu démb ak tey. Mama Marie moom dafa wax lu mu wax léegi lu mu mujjee mu ne. bëggante. c'est très important ci sëy. nit ki soo ko buggulee du ngeen mën a nekk. bokk na ci war naa mën a nekk base sax sëy nag waaw. li c'est bien beau dama seeti diw gis naa ni yaayam sëykat la gis naa ni moom yar nañ ko gis naa ni moom xale bu baax la gis naa ni am na diine gis naa yooyu yëpp bu njëkk ba da doon am nga dem yaakaar xam nga damay faral di wax même sëyu jëkk dana am ay problème di daan tas sax yu bari da ngay gis ñoo xam dañ daan tas man dama contrôler ñu naan sëyu tey ñooy tas sëyu démb duñ tas c'est-à-dire bu dëkk ba li kilifa gi mooy bu njëkk ba dafa amoon kër dafa amoon cour dafa amoon ëtt bu mag a mag li problème mooy ëtt moo amatul nag léegi. ok ëtt amatul di. léegi papa maanaam sëy bi démb ak barki démb dañ ko doon ñag. dañ ko ñag ba pare di ko gunge. ba pare ñëpp ci duggoon. ñëpp ci bokk ñëpp ci dugg nag. nijaay da ciy dugg bàjjen parce que ci kër gi nga nekk ñëpp a fi yeewoo. du yàgg sa jëkkër rek a fi yeewoo mais bu léegi nag yow ak sa jëkkër yéen a yeewoo ci benn nekk ci benn koñ. maa lox loolu. gis nga dafa am sama benn nijaay wax la am très important xumma mu ne. sëy bëri li ko yàgg dañu bàyyi cosaan. dëgg la bu njëkk ba booy sëy si da ngay dugg sa jëkkër di génn. waaw léegi xale sax dootuñu sëy léegi dañuy jékki-jékki dem ñibbi ci appartement ba kenn du leen muur. kenn natt seen loxo am na ñoo xam dañ naan loolu ay biddaa la. aada yi. surtout ñi ma jàkkaarloo. dañ naan ay biddaa la. yaa ngi dégg. ak nga ñëw ñu teg la si sa pooju. nga wër sa njëkkee di la raame ngeen di wër. dañ naan yëpp ay biddaa la. mbaa nga ñëw mu uuf la nga ñëw sa goro uuf la. waaw xam nga si oto bi sooy wàcc sa njëkkee moo lay boot indi la ci biir kër gi. ngay dugg sa njëkkee di génn. loolu moo waral jigéen ci biir la nekk góor dem wuti ngeen toog seexalante laax kenn du seexlu kenn nga raam. noonu yëpp dañ naan léegi ay biddaa la. gis nga ba biddaa yi bëree Sénégal ñu ubbi say loxo sotti la ci pepp. ak kii ak gerte. ceeb wàllu nga def nii lépp lu fay pepp juróom-ñaari yoon. ñu pare sotti la ko sa kaw. yëpp
kër ga day tax kër gi daal waaw day lekk dafay yomb waaw am na ñu koy def aada mais am na prospérité day indi ci biir yow tamit Omar ci dëkk bi nga dëkk ay aada la da ngay jékki-jékki laajte xale ñu ne dem na kër jëkkëram waaw da koo àbb ba mu demee duñ ñëwaat ba illaa yow mi diini da koo àbb duñ ne man xaw ma muur séet xaw ma kañ làgg ja dégg dañ koy mu day war tey dañ naa tey da day war ndeysaan diw day war tey ñu defar ay cere sa xel ñu lay kañ loolu amatul dañ naan wàcc na 6 heures jëkkëram jaar na ko jënd na ko maa ngi fàttaliku ñun pël yi suñu aada yi dañ la daan takkal ay téere ñetti téere yu weex yi solal la sa yaay sa papa dañ lay jënd piisu perkaal piis bi 30 mètres yi yëpp dañ am na nuñ koy daggate benn du ci dem ci tailleur dañ ci génnee sa yére sa muuraay ak sa yëpp ak say téere ak say yëpp ndeysaan gis nga ñun olof ñoo mën a bàyyi sunu bi mais am na race yoo xam ne cosaan mi ngi réer ba tey ñu ngi am seen cosaan ba tey ñu ngi koy am na séet yoo xam ne bu ñu séyee fukki fan ak juróom du ñu génn ci néeg bi da ngay sëy tey bu subaa nga lon ko loolu la pël di wax dambordu lan dambordu waaw ak séeréer aussi fonk nag gis naa man yóbbu naa seetu séeréer aada yoo xam ne ba ma séeréer ak pël moom ak naar ba ma juddoo ba tey musuma koo gis waaye ñun moom laay pay takk jabar bu ngoonee mu ne ko soo wàccee rek mun nga ko indi benn nit indi ko auberge lay wuti mbaa mu wuti ku ne ñibbi moo tax yu bëri yàq moom daal dem benn hôtel tëdd fa sayu démb sayu tey c'est diamétralement opposé moom am léegi lan moo ko indi dañoo ne àddina day dox ñoom ne nañ léegi technologie bi day dox àddina day dox boo jëlee sa jabar mu nga jël ko après mu dem fee et puis la vie continue duñ la ñaanal pour nañ la ñaanal dina dalal ak jàmm yàlla na fi yàlla defal jàmm yooyu aussi da daan amatul moo tax dem rek ñëwaat retour waaw parce que duñ ko ñàkk sànq maa ngi koy wax caama mag yi dañu amoon secret yoo xamante ni ay jat la ay ñaan la ay aada la mais dafa lal sax boo ñëwee ñu daal la ko am na ay ñaaw waaye léegi mën daal li ma gis léegi am na parce que xam naa bu Oustaz Mouhamed ñëw dina ma parce que même ni ngay séyee ak sa borom kër sax am na saar yoo xamante ne nga bu fekkee da ngay bañ iblis laxasu si duggaale si sa doom lay pay waaw mu nekk démb ak tey mu nekk thème bu am solo xam naa mère Thiam dina ne dëgër fit weesuwul nett gént ma xamal nga suñu plateau yi mayte war na koy def sëyu démb moom fekkeewu ma ko kon mënu ma si wax bu démb mais bu tey mën naa si wax mi ngi émission ci suuf fekkee cër la nee na lan nga xam ci sëyu démb moo tax ma ne ko du ma si wax ndax xaw ma si dara mais bu tey bi dinaa fekkee cër la fekkee ma si boole cër la moos bu njëkkoon te nag yaa ngi toog ak magi démb mën nañ laa fàtte te maamu ma yar sax wuuree rek baaba ñëwee wax leen bi muy jëli soxnaam bi mu ñëwee ñu war koo jëli ay coppam lan la ñu daj pour soxna sa ñëw ci loolu nag yooyu ci neex nag xool thème bi dafa am solo parce que li waral différence bi man dama gëm ne tonton Baba Diémé wax na ko muy kilifa mais tradition aussi daf ko lal tradition lu tax mu lal ko gis nga bu njëkkoon ki nga xam ne dañ ko doon waral dañ koy préparer ça veut dire que amoon na benn arsenal buñ ko préparer le fait que ñu sang la teg la di la galvaniser nan la nii nga mel ki la tànni si biir di ni boo demee defal nii mais aussi lañ lay yebe de gis nga sa sang ba ak sol ba foofu lañ lay yebe sa yaay ne la mosuma fay sa baay mosul wax ma teg ci baat musuma génn kër ga musuma fande sa baay musul fande ba pare ku jigéen ki da daan xas da daan ñëw si ne dinaa fi jur lu mel ni sama jëkkër wala boog lu ko gën donc ça veut dire que kooku elle avait la volonté pare woon na pour sëy waxuma ne ba tey volonté boobu amul de mais libertinage moo ñëw li tax libertinage mère Thiam dafa am wax bu am solo bu mu wax mooy tey jii dafay bëri rawatina si suñu genre gi nga xam ne dañuy jàng tuuti rek commencé di indi modernité dëgg la naam déballage baaxul si diine sax dañ ko tere sëy ak sa jabar di wane ne sëy naax moom kii naa ça n'engage que yéen ñaar loolu jébbale la ça n'engage que yéen ñaar mais terewul am na ay tradition yoo xam ne man dama gëm ne dañ ko war a pérenniser maanaam nit ki buñ la joxee nit parce que tamit pour nga xam ne responsabilité lañ la jox nit lañ la jox faw ay mbokkam ay nit say mbokk toog ñu ñëw officiellement may nañ la ko si jàkka bi ñu ñëw dénkaat la ko ne la mottalil yar bi bu ko defee yow nga xam ne am na responsabilité bu nekk si yow mais bu dee da nga xëcc sa saag mu xëcc saagam ngeen dem wuti seen appartement dëgg la naam sëy dina fa am mais respect bi fa waroon am parce que ça veut dire que des deux côtés amul benn responsabilité bi lenn luy ngàddu si baatam benn poids maanaam boo xam ne da nga naan ah kii kat am na luñ ma dénk si moom wala am na luñ ma jox si moom
mais dafa am leneen loo xam ne daf si am maanaam mooy sëy dafa amoon des personnes yoo xam ne mooy ñi nga xam ne ñu koy xam mu nekk looloo waral ñu daan jël nit di ko bàyyeele ñu koy ndeyale ainsi de suite à chaque fois que gis nga nit lu ko metti si moom nga war a dem gisi ji mu wax ak moom de temps en temps nga ñëw di waxtaan ak nit ñi naan leen ndax yaa ngi muñ fan la sëy bi toll damay faral di ko wax le plus souvent dama naan jigéen bu amee xel dëgg du sax jëkkëram parce que jëkkëram moo si war a gën a nekk mais xaritu jëkkëram yi la war a gën a xëcc si boppam de sorte que jëkkëram bu amee problème parce que yow ki nga xam ne bu génnee si ñii lay dem si lay pay tey bu génnee Mouhamed lay dem gisi ji boo jëlee Mouhamed def ko sa bopp Mouhamed bu gisee lay pay ñaar ñetti fan muy tegle di ñëw këram nee na la waa mais jéem a essayer de réconcilier problème boobu noonu mais yow boo ñëwee tey jii nii xale yu bëri bu ñu ñëwee dañuy ñëw bëgg disloquer je veux un mari pour man kase wala xale yu góor yi tamit ñàkk man dama naan ñàkk kersa weesuwul wala ñàkk worma weesuwul yaay jëg nga xam ne moom moo la jur defar la ba jabar gis bëgg la nga ne sama jabar takkaluma ko dul sama bopp non waaw xam nga parfois am na wax yoo xamante ne ay wax yu yàqu lañ mooy genre wax boobu mais wax boobu nag déjà bu ko jabar di déggee ça veut dire que rôle bu mu waroon indi si famille bi rôle boobu dina dem toujours est-il que je suis pour jabar takkoo ko pour mu nekk mindaan mais aussi jabar du buur comme jëkkër buur la kay jabar buur la non du buur parce que am na ay obligation soo wax bi buur bi laa bëgg a jouer ak yow jabar buur la lingeer la buur la buur la jëkkër ma koy fal def ko buur jëkkër ma koy fal def ko buur man tout le temps dama koy wax Mouhamed man kan man bëgg naa bu ma amee aaw ku dem bay bëgg dugg si man pour ñaareel mu naw sama aaw pour duggee si man si sa loolu bu dee sa aaw bu weer boppam nag non mais non góor ku la ñëw loolu erreur la aaw bu weeree boppam nga foog ne laay pay ko fekk mu yor boppam mais ma may ko xel bu dal waaw non mais xel bu dal ma may ko xel bu dal gis nga yow mais dafa rafet caama bàyyi télé bi ngay toog di yàq xelu nit ñi caama bàyyi xale bi mu développé gis nga laay ku ma am jëkkëru njëkkante xoolal saabu du fóot boppam tegal foofu sa loxo ma xoolal kii gis nga yow maman Marie yow yaa ko bàyyi sama doom ji mu développé ma ne ku la ñeewul du la dolli ku ñeewul sa jabar du la jox keneen ma xamee dafa am lu ma wax sànq mais foofu noonu xoolal maay tëj sa maay tëj buntu boobu maa ko bàyyi sama doom ji mais sax la jabaram la nga dugg si nag defe ne lii waaw mais bu mu ne mu yor boppam moom it gis nañ fi ay jigéen yu yor seen bopp kii doo ko teg ci palaas non li mu wax nii dafa taxaw nee na góor boo ñeewul aawaam bul dugg si moom waa léegi bu dee aaw mu yor boppam nag waxuñ sax aaw ak ñaareel fi mu nekk wax ji daal xam nga lan la yow may leen ma fii am na aaw yoo xam ñoo yor seen bopp mais kooku sant yàlla la sant yàlla la xam naa ko jëkkër bu la mayee yow yaa ngi nii baaba xaw ma nu mu tuddati Alburi lu mu am jox na la ko yow lekk nga Alburi lekk mbokki Alburi gisuñ dara lépp yaa ko xoolal ku la xool yow ku la xool xam ni macha allah fa tabaarakallah Alburi kay na dund rek te wér yoroo dara sa bopp Alburi lay sagal moo la tax a toog fii ci plateau bi Mohamed xam nga macha allah Alburi dundal rek te wér ci kaw ci kanam jàmm rek ngay am man sax xaw ma ko waaye dama ko naw yow déjà Mohamed laay dafa dugg fa am solo muy si diggante yoruñu góor ak soxnaam waaye dafa mel ni da nga ubbi beneen tam laay ñun ñu ngi waxtaane sooy démb ak tey foofu laa doon ñëw mais dinañ si delluwaat après d'accord maman pour man sëy moo xam démb ak tey dafa am ay principe yoo xamante ne da cee war a tegu ak sëy fu mu munti dem mooy dëgg da am principe léegi-léegi nag principe yooyu mën na di lëkkaloog jamono bi muy nekkal mais bu ci mënti nekk ëppal bu ci amee wala gàttandal bu ci amee rek mooy tax différence daa di am mais sëy bu baax démb ak tey yëpp critères yi muy kii nii moom benn la sëy ci sëy lay nekk saa bu amee problème rek moo di ne philosophie bi ñuy tuddee sëy moom la ñu respecté wul ak ci époque bi problème bi amee sama yaay mu ngi wax ne am na ay mbir yoo xamante ne léeg-léeg ñenn ñi dañuy wax ne bidaa la c'est-à-dire ñàkk comprendre le mot bidaa ci l'islam lan lay signifier moo tax ñenn ñi léeg-léeg lu jug rek ñu ne bidaa la sëy
dafa am yoo xamante ne c'est purement aada la ni naar di jébbalee doomam bi maanaam muuree doomam mu dem sëyi wute naak ni wolof di muuree wute naak li Haalpulaar di muuree wute naak ni joolaa bi di muuree da ngay jël par exemple am na yenn zone ci biir si joolaa yi boo demee booy ñaani jabar yow mii ñaan jabar yow yaay raam dem fekk papay ki ngay ñaan d'accord waaw mos naa ko seetaan si benn documentaire yow yaay raam da ngay raam dem fekki papay sa soxna da nga raamoon bu ngay jël maam Sophie sa goro man yàlla daf maa defal loo xamante ni defalu ko kenn non dama koy ñaan yàlla na ko yàlla yokk leer fi mu tëdd bi ma demee Casamance dama demoon di liggéey papay maam Sophie daf maa gis moom mooy sama papa bëggal ma boppam jour bi ñu may soxna moom papay sama soxna moo raam moo yey dem ñaanali ma soxna moo yey ndax kuy may koy di nga raam moo yey moo yey c'est-à-dire loolu teraanga loo xamante ne du ma ko fàtteel ba keroog may sangoo suuf na loolu lu rëy la ki nga waroon raam yi samay mbokk waroon a raam yi ne dane leen toog leen man maay dem raam yi fekki ay frère am ñu may ma li nga xamante ne moom mooy soxna yàlla na suufu karabaan bi oyof ci kawam yàlla na yàlla yokki ay mayam barkeel li nga xamante ne moom ku mel ni koy may soxna di nga ko raamal la ak say mbokk butéel bi saañ bi li muy saf li ci biir rek lay mama Mari ba dëgg la yàlla bëgg waaw kii ku mu dem ñaari sa doom nga raam ak say nijaay ak say papa jox ko la moo tax sama doom bii rek bañ a raam mbokk ñëpp day raam waaye ñoom tamit modestie yàlla daal moo xam boole yàlla na yàlla yërëm Baye Omar yàlla na ko yàlla yërëm góor bu baaxoon la yàlla moo xam boole yàlla na ko yàlla yërëm yàlla dolli leeram ci aljana firdaws mais pour montrer que ni tey bu ñuy wax sëyu démb ak sëyu tey dafa fekk ne dafa am lu ñu jàppoon ne mooy sëy bu baax moo wàcc yoon moo tax ñu mën a différencier entre démb ak tey mais bu fekkente ne ndox fa mu daan taa boo fa demee baax sëy bu baax la amul époque bu ñu koy qualifier wala période boo xamante ne dañ koy qualifier certes sëy dafa am ay mbir yoo xamante ne dafa am essentiel ci sëy bi ci njëkk mooy kilifa kilifa fii nii duma ko yóbbu rekk ci waajuru ku góor kii maye mais ku góor ak ku jigéen ki ñoom ñaar ñëpp ñu nangu kilifteef ku jigéen ki nangu ñu yilif ko ku góor gi nangoo doon kilifa waxuma waajur yi de ñaar ñiy sëy ci biir néegu sëy waaw kay ku góor ki na doon kilifa ku jigéen ki nangoo doon ku ñu yilif xam nga waaja dafa ñëw di ko wax ni ci dañ koy waxkat yi dañ koy wax ne dafa ñëw ci ndaw si ne ko di ko xas daal naan ko niroo woon leen ak sunu yaay Khadija ndaw si ne ko niroo woon leen ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ma doonelee yonent bi ma doonelal la yaay Khadija kon le prophète sallallahu alayhi wa sallam yonent bi da doon incarné góor parce que yàlla du par hasard bu muy wax ne ar rijalu qawwamuna ala nisaa jigéen ñi ñoo yilif góor ñi mais malheureusement tey jii nii góor ñu bëri incarné wuñu kilifteef googu jigéen ñu bëri tamit nangu wuñu li nga xamante ne mooy kilifteef googu ci biir néegu sëy foofu nag wax ju bëree fa nekk parce que boo ne kilifteef bi boo wanewul sa kilifteef doo mën a yilif kenn waaw loolu la wala nga naan naam da nga fay nekk effectivement c'est-à-dire nga nangoo nekk c'est-à-dire kilifa xam nga dañuy wax ne ci biir néegu sëy du commandement rek ay ñëwal fi yow bul def lii foofu laa bëggoon a wax kilifa dafay xam noppi du wax kilifa du yàkkamti dëgg la kilifa day yar kilifa day gis dara ci biir néeguk sëyam mu xaaree ko ginnaaw suba parce que wóor na ko ne ginnaaw suba la war a wax mais malheureusement tey jii nii nouvelle génération bi ñuy tuddee sëyu tey lu ñu gis dañ koy bëgg a fay léegi commandement gëdd bu dul jeex imposé kilifteef du loolu macha allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam kuy kilifa moom mooy xalif général kullu kilifa ay soxnaam poñe nañ ko di ko laaj dépense wallaay ci modestie ba c'est-à-dire pour wane li ma tuddee kilifteef nekkul ay commandement mais yore jikkoy kilifa kilifa ci oyof ga kilifa ci yërmande ga
kilifa ci tabe ba kilifa ci xam li nga xamante ne moom la sa waa kër soxla pour ngay taxaw di ko def kilifa ci mën a dund ak waa kër gi di leen yar am compréhension malheureusement tey jii nii ñun dañuy takk soxna jàpp ne soxna si dafa mat fàtte ne ñun lañu wax nañ ko mottali mais nag koy mottali dafay yëg ne moom matul te da nga kaa war a mottali mu jàppalante la ci kii pour man ay critères la sëy di àndal pour mu nekk kii nii ñaareel ba moo di ne am na lu doon xew démb léeg-léeg dañ ñu ko dul transmettre wala ay yeneen parce que lépp loo gis ci ak aada jamono buy dox day am lu ciy dugg léegi nag ña moom aada boobu ñoo ko war a sàmm balaa leneen la ciy wàll yaan di ko yàq xam nga tey bu ñuy laaj takku dënn léegi nit ñi dañ ciy exagérer mais takku dënn sam papa mu ngi may wax benn bis que ne li ko daan waral mooy ne jigéen bi dafa nekk ci biir kër gi nekk fa ak ay frère am ak ay cousin wam ak ñooñu mu war a xëy dem sëyi moo leen daan fóotal moo leen daan defal nangam ak nangam ñu ne boroom kër gi ki ko jël soxna balaa ngay génn nag ñu jox li nga xamante ne loolu moo tax doomu bàjjan yeeg doomu dijaan yi taxaw ci bunt bi di wax ne balaa muy dugg di ñu jox parce que dag ñuy jox ndàmpaay kii lam ñu doon defal tey kenn defaloon tey malheureusement ñu bëri ñu ngi taxaw ci bunt yi sëy yi di teg ku góor ci kii ni te boo leen laajoon loolu pour lan la ba mu sax mën a yàq sax yenn saa yi problème sax di problème boo xam ni après ca kanam téye ko aj wala nga téye ay bagaasam ne du dem kooku ci aada yi la mais xam naa toujours ci ay négocier lay mujj moo tax ñaareel ba moo di ne tey jii nii tamit booy xool ci amoon na ay mbir ay valeurs yu amoon ci biir néegu sëy démb xam nga tey sama yaay mu ngi wax ne dañuy ñëw waxal ku góor ki duggal ku jigéen waa ñu juwaatloo ñoom ñaar pour wane ne góor mooy wuti jigéen mooy toog di ko uufal këram yooyu yëpp dañoo war a toog di ko leeralal nit ñi ay principe la yoo xamante ne ñu kii teg kii bi nu mu tuddati ceeb bi nga wàcc am na lu muy signifier maanaam jigéen wërsëg bu ñëw moo ko wàccee ko ci njaboot gi ñu la koy jox ba mu nekk juróom-ñaari yoon yooyu tamit dañ ko nekk ay kii yu ñu doon wax fenn tamit léeg-léeg dina am yenn doxalin yoo xamante ne l'islam buy ñëw du mbir mi ka aada mais dafay sofaanoog principe bu l'islam par exemple ça me rappelle une fois kenn ci samay jigéen mu may laaj ne dafa war a dem sëy et ñu ne maire yi dañ koy sang yaa xayti sang xale na yem ci xale bu jigéen na yem ci juróom-ñaari at xale bu jigéen bu am fukki at ak nangam keneen waru kaa sang xam naa sang aada yooyu la keneen waru kaa sang ci l'islam parce que lan moo tax dafa am loo xamante ne ci sa doom sax bu xësee majeur ci ay cëram yow waratoo ko gis sang boobu dem ci ni mu daan demee mooy dañuy doon bëgg di wéet ak moom ci biir néeg bi bu ñu koy demee am na ci ñoo xamante ni peut-être mag ñi lu ñu def rek am na lu tax dañ lay wax ni soo demee sa borom kër bala ngay séq ak sa borom ci biir néeg bi daal lañ lay yebee ci sang boobu li ci gën a bëri bàjjeni foofu lañ lay yebee sanguñu la pour bomb la noonu parce que da ngaa tilim mais dañ la doon dugal ci ruq wax la am na secret yoo xamante ni dafa war a am ci couple bi toujours avant jaxasoo di am nga sëy ak sa borom man bi ñu ma laajee mun na am kii dama wax ne nañ ko bàyyi ba mu sangu ba pare su sangoo ba pare ñu dugg ci biir toog wax ak moom li ñuy xam naa ñu bëri na comprendre ñu sang da nga wax sang rek ñu yaakaar ne njàmbe saabu ñu bokk wàlla sang la sang bi day ànd ak ay baat dafay ànd ak ay wax waaw ñuy sotti ay ndox di la wax am na ñoo xam dañ lay yenn sax layu ak dugub ak yooyu day am yu muy àndal quoi yooyu aada la séeréer si surtout ñoom dañuy def côté boobu ak sama mbokk lébu yi lay pay sànq yaa ngi wax see lu am solo parce que d'après li ma dégg ci biir waxtaan wi ñu maa ngi ko tënk si ñaar muy benn bi kilifteef bi Baba Ndiémé wax sànq muy bokk na ci fondement yi sëy di koy mën a tingoom am kilifteef dafa yaatu nag muy ci parents yi d'abord ci ñaan wi comme ni ñu koy defee coutume Sénégal ni mu tàmm defee dem fekk baay bi ñaan ko déjà Mohamed ci misaal ma jël ci yow exemple parce que exemple bu positif la ki nga xamante ni da nga ko bëgg mu am orma sa digganteeg moom mu am kersa mu am teggin kooku bu la mayee dara da nga koy teeg sa fukki loxo vrai ou faux léegi moom paa bi am na lu mu la ji loo xamante ni saa yoo toogee gis doomam même bu la doomam defee lu métti sa xel mi ngi demaat ca la la baay ba jiwoon kon am na mayon lu dëgër loo xamante ni parents yi dañ ko doon cultiver ci biir sëy maanaam moom lañ ko daan saxale yow nga dellu wax ni
maanaam li nga xamante ne dafa war a am ci góor ki dama xamet bopp junj ko léegi muy baat beeg kilifteef beeg yor bi mu ko war a yor ba ñu ñee ko wala ba ñu yaakaare ko sax ndax bi ma doon lim jabar ma ne góor jabar ñeent la ki la bëgg kiñ la bëggal d'habitude noonu lay demee sa bàyyi naan la demal jël sa doom bàjjal mbaa kii ñaareel bi mooy ki la jël moo tax ñu naan ñaareel xaritu jëkkëram mooy ki la jël kiñ la jëlal ki la jël ak ki nga jël ak ki ñu la yaakaare toujours mooy ñeenteel bi gis nañu waa ji kat yor na ñetti jabar yëpp mi ngi leen assuré donc am nañu leen a yaakaar mooy quatrième dañ leen ci dugal parce que l'islam moo leen dugal ku la ñëw du la dolli ki nga jël ak ki la jël ak ki la jël loolu ki ñu la jëlal mooy aawo d'habitude yi si gën a bëri da ngay déggal say parents ñu yabal la ñun Afrique fii noonu lañ xamee deuxième bi da nga koy jël mbaa mu jël la da nga koy jël da nga koy jël mbaa mu jël la da nga koy jël mais ñetteel bi yaa koy jëli moom nga bëggoon sa parents la ki ngay aawaloo da nga koy jël moom laa wax da nga koy jël mbaa mu jël la da nga koy jël bu la jël yaa koy jël ñetteel bi yaa koy jëli parce que nañu waxante dëgg ku dem yoon benn ñaar ñett boo delluwaat ku dem benn dem ñaar boo delluwaate da laa neex moo lay jël moom ñetteel bi moo lay jël yaa koy jël waaye ñeenteel bi dañu la koy yaakaare laay pay foofu laay ñëwee ci ñeewantal bi ñu war a ñee nit pour mën doo dem ci laay pay de sa yéene la ak yaakaar doo dem ci laay pay loolu da nga koy leen ba mu leer te la nga waxee parce que ki la jël ak ki nga jël ak ki la jëlal waaw léegi da ngay dëj ñeenteel li si ëpp moom ñett aawa bi ki nga jël dañ la koy buux noonu rek jox la waaw kooku dañ la ko buux noonu léegi ñaareel bi ñu ne sa projet boo bëbatoon am na koo doon labat léegi nag bëgg a déggal say waajur moo tax nga jël ko wala boog moom mu jël la léegi ñetteel bi nag am nga ñaar kay looy doy ñett parce que da nga koo bëgg si biir émission la si bëgg a def dañ la ko yaakaare moom te dëgg joxal ñeenteeli seen place bul toog sa aaw boobu rek ngay xatal baax bi lay fay yaakaar bi ñu war a am parce que Mohamed daf ko wax léegi muy lu am solo ñiy woote kilifteef te motuñu kilifteef may wax ne say yéene la ak yaakaar parce que yéene dañu am yéene mottali farata ak sunna mais mottali aussi am si ay njaboot gu baax léegi nag yéene gi ku si nekk fi nga ko yaakaaree nga koy dem wuti jéem muy si ko góor ki muy si ko jigéen ki mais góor bi gis nga góor ñi ñoo ëpp responsabilité si biir kër gi bu dee taxawee nañ seen taxawaay li tax parce que yow ki nga ñëw ñu ne la tout le temps dama koy wax magee woo ko 10 ans ñu ne la mottalil yaram ça veut dire que xaar nañ la si fu bëri posture yu bëri góor gi war nga fa taxawee posture yi nag sànq Mohamed am na lu muy junj naan esprit de dépassement capacité de discernement lépp loo xam ne yow mii góor parce que gis nga Mohamed daf koy faral di wax naan góor borom kër lu mu def si këram du ngóora wareefam la mu dundal jabaram dëkkal jabaram même bu dee si condition yu extraordinaire du ngóora wareefam la daf ko war a def mais nag góor boobu noonu aussi faw tey jii nii au delà de activité boobu noonu ki nga xam ne moom mooy jabaram nga xam ne dañu ne wut leen suuf su baax boo ngeen def seen jiw nga bëgg fa jiw njaboot jabar jooju faw yow aussi nga am des principes yenn valeurs yoo xam da nga ko koy inculquer bu njëkkoon nag loolu jiw bu baax bu njëkkoon nag looloo taxoon mu nekkoon conception bu neexee yàlla sax day taw yërmande yàlla mooy taw kii sax septembre lay doon sax tisbaar xiin taw xiinul taw bu tawlee du ji dara taw ndawet la septembre lay doon sax tisbaar xiin taw xiinul taw sabab la rek la ñuy def parce que kenn xamul Baba Dieng tendance bi dégg lu mu wax léegi dégg naa ko waaw Mère Thiam li ma jaaxal mooy tey Mère Thiam ñëpp lay tendance. nii la mel. yow ak moo tax bu ñëw dañuy wéet. man su ma ñëwee ñu ne ma Thiam ñëw rek ma désolé. dañuy wéet maman dafa naa ni bu ñu indee sëyu démb ak sëyu tey. même am lu ma leeral tuuti rek. ci façon jabar yi ñu doon wax. jël bi nga jël ak ñu la jëlal. du position bi moo tax ñuy wax. waaw du ñaaral bi wala ñetteel dañuy wax façon jabar yi amin bi. ak ni mu ñëwee ci say loxo. moo ne ñu ne olof ni jabar yi ñett la. di la jël ji la jëlal ak ji nga jël. waaw man nag bi ñeent la nag comme naa fa ngay waxee. parce que ñeenteel yi lay défendre fi mu toll nii parce que ñoom dañu am position ci biir kër gi ndax jabar lañu. non bu ñu waxee moom laa lay wax ni la bu ñu waxee ni ñett la. kan ngay faral fi mu ne nii ci plateau faraluma kenn man jaxaan naa lay tëddee yow xoolal. xam naa dama ñeenteel. am na xam naa ko dama lay wax rek. yow am na koy faral. faraluma kenn mais ñoom ñooy tëj buntu bi baal Mère Thiam. bàyyi Mère Thiam loolu laa lay bëgg a leer ni la. critère la woon du ñett yooyu dafa position yi ni la du ay question position.
forme bi la. waaw forme. voilà kon li ñuy wax ni dafa dugg sax ci biir thème bi bu baax. bi maanaam benn forme nit ki mën na ci amee jabaram yëpp. très bien mu ngoog. loolu rek dañ la koy buux léegi c'est leneen lu ma bëggoon leer tamit pour que ñu mën a avancer. pour que ñu mën a avancer. moo di dama fi dégg lu ci bëree bëri. peut-être ci bu njëkk wala sax léegi sooy jël sa aawo. ñu ne dañ la ko buux rek comme ni déedéet. il faut que ñu leeral loolu. yow ku góor ki da ngay bëgg ku jigéen ki itam bëgg dañu la yebal pour nga dem xool waxoon naa ko. dañu la yebal pour nga demoon xool léegi nag li tax mu uute ak tey moo di ku góor ki dafa amoon kilifa. ba nga xam ne li muy nekk góor. am na kattanu góor am na xel am na matuwaay ba am na dépense mais itam ay waajuram ñu ngi fi wala même bu ñu fi nekkulee nijaay ngi fi wala ku ñu ko bàyyi la mu ngi fi dana ko xaar mu jox ko ni ko demal kër diw nga ut fa soxna loolu la ñuy wax ne moo amatul. mais nag ut bi wax ñu la demal nga jël par force demal nga xool ba gis koo bëgg ngeen waxtaan. kooku sa philosophie la yow. waaw sama gis-gis la. waaw beneen bi bul dàq kii li mu wax xam nga lu tax. parfois li gënoon bëri yow yaa wax li kilifteef. soumission li nga xamante ni wéyee say ndigal waajur. am na ci ñu bëri non yi gën a bëri bokk laa wax gis nga. li nga bëgg a wax ni sama philosophie la moom laa comprendre lan la bëgg a wax. maanaam li ma bëgg a wax non xam nga ku nekk ak ni ko déggee. yow da nga ne dèjà yow li nga wax man moom loolu laa àndal. mooy kenn du may kenn ku mu bëggul. mais am na ñoo xamante ñi leen di may duñ ko sax gis. waaw am na non xam nga. si ndigalu waajur rek la ñuy rek parce que njortu nañ dañoo nangu ñu yilif leen. seen bàyyi ku mu leen tànnal doy na leen. parce que da nga naan du ma dugal si lu bon. non dama wax ni dañu bu ñu génnee ñàkk bëgg gi ci ki biir kilifteef. loolu laa bëgg wax ni li ngay wax ni dafay am. lu yàggul dara loo xam ne peut-être 10 ans 15 ans am dund naa ko keneen dund ko ñoo xam ne may nañ ko nit koo xam ne mosu ko gis daf ko nangu rek ko ci kilifteef waaye itam d'accord na. man mii toog man laa exemple man sama borom kër bi may takk mosuma ko gis. voilà c'est ça. te dam nga ko. waaw moom rek laay dem nooyee. ba tey day am loolu dafay am léegi loolu dafay am léegi ma am benn baat bu ma inooté bëggoon tamit defaat ci jàngat moo di doylu boobu nga xam ni dafa doon am itam ci ki nga xam ni mooy dem di sëy parce que defe naa laay pay mu ngi koy wax léegi nee na fekkewul fayu dem waaye xam naa maam nettali na ko ci lu xaw a bari. parce que itam dafa yàgg ak mag ñi. parce que jigéen ji itam su jógewoon kër waajuram di dem ci kër borom këram di sëy dafa daan sàkku ji barke. kooku su demee. li nga xam ne moo daan tax ba sëy bi de ànd ak barke mooy dafay doy lu jëkkëram am rek doy na ko. lu mbokki jëkkëram am rek doy na ko dana fa muñ xiif. dana fa muñ mar dana fa muñ rafale parce que investissement la daan def daf ko daan gëm. ba pare du ñu waan xeeb nobel. c'est ça daawul bokk ak jigéenu tey bi nga xam ni ndeyu tey la am ak baayu tey ñoo koy jëkk wax ni ko xippal sa bët te indil ñu góor goo xam ne dana nit dindi suñu coono bi ci. kooku bokkul ak jigéenu dem ba nga xam ne moom barke la doon uti. léegi nag bu fekkee loolu dafa toxu te ñaar ñi doon sëy di góor ak jigéen doon ko def te ñooñu ba tey ñoo fi nekk mais philosophie yi bokkatul jamono yi bokkul il faut que sëy yi wute. mais bu defa daal bu ñëwee tamit pour que ñu bàyyi xel la nga xam ne moom la jigéen ñi daan uti ci néegum sëy góor ñi baax ñi daan leen ko téye noonu ba ñu amoon ci njaboot bu barkeel adduna bi mën a dem ca kanam soxna Mama dafa am ay exemple yoo xam ni. tegal foofu sa loxo ma jël mbokk mu fellu ñu ci waxtaan bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sang bi doo def. sant yàlla bu baax ñu ngi lay ziar di la tatagal. di ziar waa plateau bi ak ñi seetaan BTV. ñu ngi lay fay lu bare bari sa gis-gis ci thème bi. thème bi dafa nekk thème am solo thème bi mooy àdduna ndax lépp lu aju société bi dafay làmboo sëy. boo gisee ma ngi daan sonn si sëy bëgg sëy jag tax sëy bu jagee aw askan jag penc ma baax. waaye léegi dafa am ay baat yu ñu wax sànq fi ma nekk ne mënu ma wax ci kaw dafa nekk ci xew moo tax. baax na waaw ñu ngi lay waaye seen plateau bi dafay am solo lool moo tax ma participé nii rek far yàlla def ma jàll. jërëjëf. xam nga sànq dégg naa ko ne dañ daan may nit te du ko gis. waaw. daan na am booba ñu koy tënk ci jom ak jàmbaar ak diine ak mbañ pe ak mbañu rus. waaye léegi lépp ku ñu ci mayee te gisoo kan la may dafa am ay koppar moo tax. waaye benn lay pay boo xam ne amut góor bi yàqut yaxaasi ñu may ko soxna. te soxna si mosu koo gis. loolu amatul léegi. léegi am na ay base yoo xam ne dañ koy bëreetul waaw. xam nga Maman Marie. bu ndawal gépp meloon ne res kon gobar du ci am yoon. waaw paaka du ci am yoon. am na ñu baax am na ñoo xam ne sëy defuñ ko léegi fond de commerce. dëgg la am na ñoo xam ne li sëy te mooy yar seen doom ba gis ko baax ñu jox ko. ñu am sa aw jiw am li ñu koy yaakaar ndax ëllëg am ko leen di ñaanal. dëgg la. waaye am na ñoo xam ne ñoom doom ñu jur sax yemalewul leen ndax ñàkk. dëgg la. loolu mooy li am ay baat la yoo xam ne faw ñu wax ko. askan wi la ñuy yeewu te xam ne nit ki la la yàlla bindal da nga koy am ala kulli xaal. wallaay ndeysaan. kon rafetal sax booy xam nga sànq météo mi ngi wax wàllu cosaan.
dafa am ay baat yu am solo yu ñu daan xam nga wayu seet day yokk jom jigéen. wayu seet waaw. waaye balaa muy yokk jom nag mooy koo xam ne dañ laa yar si jom nga am fukki at ak juróom-ñett ñu lay yar. génn guddi bu ñu lay waxee ay baat daf lay fàttali. dëgg la. waaye mbër mi itam ba ca làmb yi ñu lay saxal ay doogi ndawal. est-ce que da nga am kàttan pour mën a bëri. déedéet. dañ lay waajal balaa ngay dem. mooy dëgg. ñu ngi leen di jaajëfal di nuyu Oustaz Mouhamed bu baax a baax. mi ngi lay fay lu bëree bëri. ok Oustaz 2.0 damaa changé baat bi ndax bañ leen xàmmee ma. Birama Bassim Diop. waa sang bi waa baax na. yàlla xam ne man xam ne moom. man mi xàmmewu ma man mi xàmmewu ma ko dafa wax rek nam na ko juba yàlla fayal ñu ko. léegi la ci ñun. mama dafa moom it day kii de. moom dafa dugg tabarakallah moom koy macha allah yàlla fayal ñu ko. dafa dugg sax fu am solo. ci buñ demaan takk sëy ba war a sëy. waaw yooyu ngeen di def aada cosaan mu ci way yi. way yi sax dañ ko changé. waaw da ngay gis ne même ki la daan jël sëy dafa daan am ci xel mu dal bu ñu dee waajal sëy di ko muur ñu wayal ko ni ko yaa ngi dem de waaye fi ngay dem neexuñu sa dem bi neexuñu. ni ko waaye foo jublu yàlla na fi yiw yàlla tëj ñu xam ne kon kii lëj dewul woon lakkalewul woon soo demee itam du lakkale waaye xam nga léegi lu ñuy wax duñu la koy nit bi dañ naan bul dóor bul saaga américain lay indi changé nañ sax way bi américain la bu ñu ko mooy li may indilee wax ne philosophie c'est-à-dire génération ak génération day am mbir yu bëri yow dugg ci ma jël kii ñu dellusiwaat asalaamaaleykum soo dem ne allo ñu naa télé bu baax bisimilah waaw soxna si naa def ñoo ngi fi alhamdulilah yéen a ngi débattre débat yéeme tey alhamdulilah ñu ngi la ci xaar sa xalaat ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen taxawaay amiin yaa rabbal aalamiin ñaar ñu nga toogal noonu xam naa ay xale lañu way xale yu set loxol waaw ndeysaan dégg naa seen waxtaan dégg naa seen yëpp Mohamed ak lay fay waaw nga gërëmal ma leen bu baax ñu ngi lay fay bu baax waaw débat bi nag li ma ci bëgg a wax dafa xaw a bëriwul trop waaw bisimilah jigéen buur la buur la yàllaa ko fal waaw def ko buur waaye di nga toll foo xam ne ni li ne di nga ko defal jigéen nga yor ko yor bu rafet lu mu yore ci alal sax yow door ko yor te yow lu mu yor yëpp daa ko dëgg la mu dem xeeb la c'est ça deful cërëm dem boo yaakaar ne ni yow budul moom doo bàyyi na loxo comme ñu ngi koy wax xale te nga xam ne ni jëkkër sàng la daan naa dégg mag ñi di wax ne ni ku lu ci sa jëkkër fekk sa doom ala kulli xaal seen jëkkër seen buur lañ buur bu la def buur def ko buur waaw jox ko cëram am déet def ko mu doon sa sang jox ko cëram te muy dëgg nag voilà te li ma bëgg wax xale jigéen ñi mooy que ne nit lépp lu ñuy defal jigéen ñi defar seen ndey dëgg la waaw parce que li ci ëpp góor bu la yor yaakaaru nga yor am na ñoo xam ne xaar ñu seen njëriñ doom yàlla teral na leen ba pare ba ñu yor seen doom yor seen yaay yor seen waajur dëgg la dangay góor sa doom mën laa yor waaw loolu laa bëggoon am na solo may wax dénk ko xale jigéen ñi rafet na te góor ñi man demoon naa sax ba perte espoir mais déglu naa Mohamed bu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jabaram poñe nañ ko ndax dépense dëgg la laay ndeysaan waa affaire boobu indi na mu tuuti waaw lu ñuy moom laa doon wax défenseur des droits de femme la ñuy wax violence faite aux hommes aussi waaw dañ ci war a wax de. moom xanaa moom non dëgg la. nga sonnoo liggéey sonnoo ba guddi ñëw wala ñu lay tere ak reetaan ñu lay gëdd. indi xam nga. jigéen nañ xam ne ni ñooñu. juum rek essentiel lañu dans notre société. juum rek ñu jéggalu rek juum rek. waaw ngeen xam ne ni waaw maa ngi leen di bàyyi. yàlla na leen yàlla taxaw. amiin yaa rabbal aalamiin.
li ngeen bëgg ci télé bi yàlla defal leen. amiin 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 ku baax. vraiment thème yu mel nii ngeen yee xale yi li ma jaaxal li ma métti rek soxna si xam naa du seetaan télé bi loolu ma ci métti rek mu déglu leen. ndeysaan est-ce que koy woon ci YouTube bi rek koy génne woon. waay mu seetaan ko par force. yàlla baax na yal na yàlla jërëjëf sama ndaw soosu toog doole leen ne ko doo wàññi dose bi. kenn mënalu ko dara. kii mooy Mère Thiam. jërëjëf merci beaucoup. moo tax ma naan l'infatigable Thiam jërëjëf sang bu baax bi yal na yàlla fayal ñu la ndeysaan Baba Ndiémé daanalal foofu. waaw dafa am damay wàcce rek ci ñaaxi jigéen ñi itam ci ñu góorgóorlu ci sëy te xam ni alal diñ ciy ut ak alal diñ ciy laaj yëpp yàlla moo leen ko defal moo leen ko teral. damay indi benn waxtaan. boo xam ne dafa doxoon ci diggante ki nga xam ni. moo di wéyjur Serigne Babacar. te mu seqoo ko ak Seydi Hadj Malick. mu di soxna Roqay Njaay bu Ndar. wax ci gàttal rek dama koy tënk rek ci gàttal. waaw ci tënk. tënk ko rek. fu mu jaar ak Seydi Hadj Malick te naw ko. naw diineem. ba tax mu bëgg am ak moom njaboot gu barkeel. ci doomu Ndar bu taloon ni moom. meloon nit na mu waroon a mel. xëj na mënoon a teg bëtam ci ku am lu dul jeex waaye mu taamu nitu diine. bañ ko gaaralee tamit ba sëy ba amit fekk na alal ju bari xëj na dugg ca mu ñëw waxtaan ak moom ni ko nag doomu Ndar dafa bëgg sakk. bëgg naa daal nga lijjanti dara teg ko ci sama loxo ma wan ko samay mbokk ne yow yaa ko def ci man mu ne ko dégg naa la looloo yóbbu Seydi Hadj Malick mu jóge Ndar dem toolee Njarndéem ba mu bàyyee ba noppi la mu ca am mu indi ko mu nekk lu takku mu teg ko ci loxoom ni ko demal nga wan ko sa ay mbokk ñu xam ni man jox naa la ma la war a jox waaye xam nga soxna si ba mu ñëwee mbokk yi delloo ko ni ko yaa ko moom dafa ñëw indiwaatal ko Seydi Hadj Malick ni ko léegi man maa ko moom mu ne ko delloo naa la ko may naa la ko demal nga seet téere yoo ci manqué nga jënd ko parce que doomu Ndar itam dafa fonk xam-xam te damay bañ ëllëg ñu laaj la masala te doo ko mën a tontu bëgg ma may la plateau bi xanaa waaye tey xoolal li mu ci jur waaw xoolal tey li mu ci jur maa ngi nuyu sama turandoo am na ci Seydi Aboubacar am na ci keneen ak keneen ñoo xam ne fu ñu waxee ñu déglu leen kon loolu itam ñoo moom teraanga ji ñoo moom lépp mais dafa am teraanga joo xam ni moo dàqal jigéen lépp muy doom ju baax du am njariñ joo xam ne su waxee ñu déglu ko balaa ñoo def dara xaar ko loolu nag la sëñ Touba waxoon taalibe ba rek ba mu ñëw ni ko ñaanal sama doom ji dafay dugg nekk daf ko ni dinaa ko ñaanal ndax bëgguma tas yaakaaram Mbacke Balaye sa tagal foofu sa loxo ma jël mbokk mi dellusiwaat salaamaaleykum allo ku baax ki waaw soxna si na nga def. ñoo ngi fi alhamdulilah ñu ngi lay tatagal. soxna mama na nga def. maa ngi fi alhamdulilah. waaw yéen a ngi ci jàmm. jàmm ju ne béy macha allah. alhamdulilah man danaa bëggoon participer ci émission bi. bisimilah ñu ngi lay teewlu. allo. waaw. Baba de laa soxla woon. mu ne. kii Mère Thiama. Thiama mi ngi lay déglu mi ngi lay dégg. waaw. waaw Mère Thiama. naam. man la sa njëkke. waaw sama njëkkee loolu waa maay Guèye. waaw moo de. yaay Ajara maa ngi lay ziar bu baax Guèye. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax ana Mère Guèye. Mère Guèye mi ngi ni toog ñëpp a ngi toog di teew di la seetaan. maa ngi lay nuyu bu baax Guèye. kontaan ci émission bi rek. yàlla njëkkee gisoo ne Alboury war naa mën a am keneen jox gu ma war Alboury war naa mën a am keneen ba pare seen waa kër war nañ ñoo dolli. ko am aaw bu mel nii war naa mën a am rek. Alboury moom seen waa kër dañ ñu war a dolli. waaye njëkkee jërëjëf waay. Alboury war naa am xale bu ndaw bu koy faj moom bi. baax na daal waaw ko am aaw bu mel nii. Mère Thiama ñaareel ma xool Thiama. ñaareel laa koy wutal ndax moo ne dañ ko àbboon waaye ñoom seen waa kër dañ ñu war a dolli. dañ ma àbboon boobu ba tey. am na leen sama ay mbokk lu bare bare te seen kër lu ndaw la woon gis nga léegi ni mu day kon xam nga ne ñoo ngi koy toppatoo. baarakallah. waa kay yal na yàlla barkeel liggéey bi. waa Mère Guèye da wax ak maay mu bàyyi li fi baax na loolu léegi nag kontaan nañ si yéen waa kay. jërëjëf ma ne lu amul seede neexul loolu rek laa bëgg. soxna mama sama yaay nee na sopp na la bu baax. maa ngi sàkku ñaan lu bëree bëri. waa kay incha allah yal na leen yàlla defal jàmm. amiin waa Mère Guèye yaa bàyyi maay mu sama jabar bi baax la. waaw ndeysaan yal na ko fi yàlla bàyyi moom tamit yàlla faxal leen seen place. amiin waa kay jërëjëf kontaan nañu. jërëjëf lu amul seede neexul. ba pare mu ne ma ñu damaa sewoon route man ma mës a taay. waaw ma dem studio 2 jëli Pape Ousmane ndax daf ñoo fas yéene indil xibaar sang bi. waaw Mama Marie. noo def. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. baa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu baax. ñu ngi lay ziar di la tëtal. yal na yàlla nu ngi ziar di leen ziar bu baax yéen. dégg nga sunu plateau bi ñu ne sëyu démb ak tey moom loo ci déggee. balaa ngay ñëw ci li nga ñu war a indil.
waaw uute de am na ci moom. am na de ah. waaw am na. bu mag de. waaw bu mag. xale yee bàyyi seen loxo wala mag ñee mu demoo dewoon. waaw ñaar yaa ngi ci. waaw peut-être démb sëyu démb li taxoon mu dëgër am solo. te ñu doon ko fulaal mooy xëy na xarala yu yees yi nekk ci woon. ok sëyu démb yi dafa bokkoon mu amoon ay kër yu. léegi kër yu mag amoon ay kilifa yoo xamante ne dañ leen di waajal ñu xam la ñuy fekk bu ñu demee mais léegi liñ ci gis mooy. nit mën ngeen gisante sax ci Facebook bi wala ci réseaux sociaux yi te du ngeen gisante. ngeen takkante te bu boobaa it. parce que sëy dañ koy jàngale. nit ki ko soit ci góor ga ku jigéen ki la leen di xaar. yooyu yëpp dafa dem ba beneen côté yi am ñoo xamante ni ñu mel ni man dañoo def seen bopp kilifa. nga xamante ni dégluwuñ papa dégluwuñ yaay dégluwuñ ndijaay dégluwuñ keneen. ñoom seen bëgg-bëgg la ñu xam ak. ke ñu bëgg buñ demee ba ci biir nag complication am ci la ñuy dem derrière di woote. am na solo pour woote wàlle donc nga gis ni. démb ak tey mënta bokk. parce que jamono dafay évoluer. am na solo waaye du tee nag bu fekkee ni jafe-jafe yi xam buñ teewoo ci penc mi ne il faut que tamit ku ci nekk ñu delloo say responsabilité. mooy dëgg jàpp naa ne foofu la ñuy yegg jamono ji. am na solo ana lan nga nu fas yéene indil tey ci xibaar yi. dana ca bokk la nga xamante ne moo feeñ jamono ji ci violence ñu nemmeekoo ci maanaam campagne électorale bi ay jàppante ca Casamance diggante militants yu PUR ak waa Benno Bokk Yaakaar ba kenn ca ñooñi ñu jamoon paake sax mujj naa ñàkk bakkanam ni ki tey mu ngi wuyoo ci turu Ibou Diop suñu ndaw teewal ñu ci Tambacounda di Sambou Biagi moo ñu dëggalal boobee xibaar di ngeen ko teewlu ak jokkoog moom xibaar yi benn waxtu yi lay den ci geneen wàll gi ca Fatick ñii di ay militants Sonko ñoom it daanaka dañu leen attaqué ñaar si ñoom ñu daaju leen gaañ waral ba Sonko di ci woote ab dal waaye ne mu ngi sàkku ci militants yi fu mu mënti doon fu ñu nekk ci réew mi nañu fexe ba jël seen matukaay ngir ñu mën a mucc ci yenn agression yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmee ko ci ñoom jamono ji kii di Macky Sall moom it di candidat coalition Benno Bokk Yaakaar ca Casamance foofee la fësal yenn ci ay diggé ak i projet jëm ca la mu dippee Casamance bu yees fa mu fas yéene jaar ngir jëmmal ko jukki na ko ci kanam suñu ndaw topp ko di Codé Ndiaye daan ci dikkeen ci xibaar yi naka noonu it coalition Madick 2019 moom it jàpp na ni bis bu jotee ci réew mi la muy njëkk a def mooy fexe ba jàmm jooje ñuy xaar ca Casamance sax dàkk dana ko def ci priorité yu njëkk mu fësal ko ci kanam suñu ndaw di ki nga xam te mooy Oumar Danso loolu yëpp dinañ ko jëkk incha allah bu benn waxtu jotee ci xibaar yi lañu ko nar a yaatal Mama Mari. may ñaanal jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci yow. ci kanam amiin yaa rabbi jërëjëf. kon mbokk yi egg nañ ci jeexitalu émission bi Baba Ndiémé jox ma ndénkaane bi ñu yëkkati jotaay bi wala tàggoo bi. ndax waxtu wi xocc na. waaw tàggoo bi ak ndénkaane bi rek lay boole. di jox dig daje beneen yoon waaye may dénk jigéen ñi itam ni Pape Ousmane dafa naa wax na ko sànq noonu oustaz sax moo ko wax. que ni sëy démb ak sëyu tey yëpp benn la sëy la. mais jigéen daal dama bëgg ak luñ ko mën a gëmloo ci àdduna. ñu ngi dund actuellement lu ñuy wax choc culturel. waaye ni ñu gëm ni moom. heure bu demee dugg néegu sëy ñaar rek la fay fekk la sëñ ba waxoon. taaliba rek lay dellusi muy bànneex ak naqar. waaye lu mu ci jël rek doom ja jël la ca des. am na solo lay pay. waaw di woote sama morom yi ñu xamaat li nekk ci sëy dëgg la neex bànneex la mais bu am na tamit coono parce que bu amul woon coono duñ la muñ loo te mu nekk góor comme jigéen ñëpp dañuy muñ nañuy jéem a farluwaat ci suñu sëy yi te xam ne tamit ni ko tonton Baba Ndiémé daanelee rek lu neex la ak lu naqari la te comme segam ñun ñooy lekk li ci kaw doom ñi jël li ci suuf ni ñu jël kaani gi bu ko defee doom ñi jël bànneex bi. am na solo Thiama. waaw may wax ne moom jigéen moom tout le temps dañ ko yilif. muy bu dem muy bu tey. toujours ci kilifteef la nekk. te góor itam nañ defaraat seen taxawaay ci biir kër yi jigéen daal. toogal toog naa bàyyi naa bul dem toog naa. wallaay noppi naa waaw macha allah jërëjëf sang-sang yi. jigéen li muy amee ci sëyam du li muy am laata muy dugg ci sëy. mais la muy am ci biir néegu sëy. damay wax ne sama yaay daf ma daan faral di wax ne. ci néegu baay amee wu ma fi koom. mais amee naa fi diine. yal na ko yàlla sàmm. amiin jërëjëf kon mi ngi noonu mbokk yi xam naa fii la ñuy yëkkatee jotaay bi dina amaat ci biir semaine bi incha allah waaye suba oustaz Makhtar dina ñëw ak équipe am ànd ceeg yéen comme ni ngeen ko tàmm di defee muy sotti ceeg def ci
lu jiwoo jeexul nag jógu fa ñu ngi jaajëfal ñi ànd ak ñun ñu ne ci les hommes de l'ombre ñu ne ci gannaaw yor liggéey bi fa tabarakallah yal na yàlla fayal ñu leen caméraman yi ak réalisateur bi Mayte ak ñi mu àndal équipe am yëpp yal na yàlla barkeel seen dund ñu ngi leen dox ne lu jiwoo jeexul jógu fa am solo gën leen tuute gëntu yaa ngeen jëf mbokk yi. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni danga fii sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn du fi sax. Allahu akbar alhamdulillah. La présidentielle du 24 février 2019 s'annonce palpitante et la DTV arbore les couleurs du pays. Les déclarations des différents protagonistes, les alliances entre recalés et candidats et la transhumance, autant de points